ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. استعينك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. mbokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci seen télévision DTV dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen comme niñ ko baaxoo def saa bu Ramadan jotee ñu defal leen spécial Ramadan ëttub lislaam. spécial Ramadan ëttub lislaam at bu jot dañ koy def pour su ko defee di jàngat ay tomb yi fasantikoo di ci dalal ay borom xam-xam yi fasantikoo pour ñu gindi jaami yàlla yi ndax comme alquran daf ñuy wax ne fas alil xabiir sooy laaj na nga laaj ki xam kon tomb bu ne da ngay seet ña nga jàpp ne seen xam-xam màcc na ci nga dalal leen ci. di ndokkeel communauté musulman bi yëpp ci weer wi nga xam ne weeru barke la weeru yërmande la weeru sama borom tànnal boppam la ci ñi ko célébré démb ak ñi ko célébré commencé tey yëpp di ñaan yàlla ñëpp yàlla nañ am ngërëmal yàlla parce que li am solo rek mooy nga am ngërëmal yàlla kon yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne buñ génnee ci koor gi dañuy am ba saxaada bi ñuy tuddee taqwa parce que laalakum tattaquuna jooju moom la ñu wut ci koor gi yàlla nañ ko ci am ñun ñëpp. koor nag sama borom moo ko jagleel boppam donte ne lépp lu jaam di def borom bee ko moom même ki koy def sax borom bee ko moom jaam bi julli yàllaa ko moom julli gi yàllaa ko moom aj gi yàllaa ko moom mais dafa tànn ci biir yooyu yëpp ma farataal ne asawmu lii wa ana ajzi bihi koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp. kon li wolof di wax ne tàqale bu ne am na jàppal ma diw kon am na ràññee ko ci biir xeeti jaamu yàlla yi moo tax war nañ ci sonn nuñ ko mënee ci jaamu ko surtout rafetal nuñ koy wooree ku ca tànne sa morom nga dimbale ko ca loolu am na ci solo. tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñu dikkoon ànd ak yéen ci al iqtisaadul islaami muy économie islami mel na ni sax booy dugg di ci gëstu da nga gis ay nit ñu opposé sax ne l'islam amul économie mais loolu yëpp li may faral di wax wala fi dañuy wax ne tungo ne du teew ñu natt ci takk ndeer comme ñun bokkuñ ci ñi ci xam lu bari ba tax ñu dalal ci ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ca lu ñu ci temps bi may danañ ko ci leeral bu soobee yàlla. loolu moo taxoon bi ñu demee ba bëgg ko waxtaanee ñu contacté ci professeur Cheikh Omar Diagne d'accord mu manqué jot lool mais mu comp ci jotam wuy si ñi Cheikh Omar yegg si na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi. contacté woon it suñu xarit suñu wóllëre muy Mansour Ndiaye expert comptable moom it yegg si na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi moom it mu doon koo xam ne ku ñu yàgg a dalal la ci jotaay yu mel. kon mel na ni suñu ñaari gan yu baax yi yegg si nañ ñu ngi leen di dalal jàmm di leen masaw di ñaan yàlla fecc seen làmmiñ ba liñ bëgg a leeral mën a leer waxtaan yi ñu ngi ko bëgg a tënk ci lan mooy économique islamique ak nan lay manifesté woo ñaareel ba économique islamique ban tëralin lañ ko tëralee ñetteel ba mooy suñ dikkee ci rôle banque yi dox ci àddina bi ba boo demee ci ñi jàngal islam sax dañ koy tuddee banque ribawiya ne banque la boo xam ne dafay dox ci riba ñi bëggoon xam nag islam nan lay doxalee économie am te riba du ca am mu nekk économie boo xam ne dana mën a taxaw jàkkaarloo banque riba yi. ñeenteel bi ci lay jeexalee mooy bi nga xam ne ñu bari ñi nga xam ne dañu am sikk ci ne ndax l'islam am na économie ñuy laajte ne ndax am na lu ñuy tuddee économie islam ci àddina bi démb ak tey lii moom lañ bëgg a waxtaanee lu ci yàlla leeralee ci suñu làmmiñ ak ñi nga xam ne ñoom lañ dal. Cheikh Omar gannaaw buñ la nuyoo ndokkeel la ci weeru koor bi di la ci ñaanal yàlla bokk nga ci ñuy commencé ak ñun ak yow yàlla nañ bokk ci ñay yeggale. boo nuyoo bokk yi nga yóbbaale laaj bu njëkk bi bëggoon nañ ku ñu leeral la lan mooy économique islamique ak nan lay manifesté wu. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal axirin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaaril azim. saa suñu ngi am mbégte loolu dellu siwaat ci jotaay bu sell bi di am mbégte fekk fi suñu xarit suñu wërlëre sëñ Mansour di nuyu ñëpp ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen wax déwénati di leen baalu àq di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor
yàlla yombalal ñu koor gi. amiin yàlla gërëm mboole mi yëngu ak jaamu yàlla ñu ciy def ci biir koor gi. amiin di amaat mbégte nag dellu si jotaay bu tedd bi nga xam ne wax dëgg yàlla bànneex la te mbégte la. dafa mel ni dag ma laaj lan mooy économie islamique. bu ñuy xool baatu économie balaa ñu koy toftale ak islam. dañuy gis ni benn discipline science sociale la maanaam benn branche la ci xam-xam. bi nga xam ne moom li muy saytu mooy naka la ñuy gérer kër gu mag gi ndax baat bi sax suñ koy xool ci grec bu mag gi. dañ ko tabax si ñaari baat muy oikos ak nomos. oikos mooy tekki kër. mooy tekki kër ci grec. nomos nag mooy tekki ni ñuy gérer wala bokk la loi maanaam defalin gi. c'est-à-dire que suñu boolee ñaari baat yi oikos ak nomos muy économie mooy comment gérer la maison suñuy wax maison bi nag mooy maison bu mag a mag bi mooy dëkk bi. wala bokk mooy adduna bi ça dépend ci échelle bu nit ki nekk rek. donc gestion nag suñ ko waxee dafay laal kon lu ñuy wax société. ndax dañuy gérer ay doomu aadama yu nekk ci biir kër gu mag gi ñuy woowee état bi. doomu aadama yooyu am ay soxla am ay bëgg-bëgg am ay jafe-jafe am ay teraanga yoo xam ne teraanga yu doyul la waaye am ay bëgg-bëgg yoo xam ne bëgg-bëgg yu jéggi dayo la. donc ñu war a xool nag arbitrage bi ñuy def diggante bëgg-bëgg yi nga xam ne kenn mënu koo takk ndax nit dafay bëgg rek daa iman dafay bëgg waaye nag ak ay xéewal ak teraanga yoo xam ne yàlla joxew ci tamit yoo xam ne dafa jéggi dayoo daf si joxe lu néew li nga xam ne dañ koo war a gérer. donc économie nag moom rôle am kese mooy naka la ñuy gérer am-am gi ak bëgg-bëgg doomu aadama yi ba ku nekk gis sa bopp ñu mën a dund gu mucc ayib. ndax doomu aadama nag yàlla daf ko sàkk pour muy ñuy jëflante. yàlla nee na sax dafa sàkk xeet yi ak askan yi ngir ñi xamante. donc échange boobu nga xam ne nag mooy base ndax naan su naan li taarafu. échange boobu nga xam ne mooy base bi échange ci ay kaddu waaye échange ci ay am-am ci ay xalaat ak ci ay bëgg-bëgg. donc économie kon discipline science sociale la buy régler lu ñuy wax production maanaam lu ñuy doxal affectation distribution ak stabilisation ci lépp li nga xam ne moo am ci dëkk bi. lii nag bu ñuy laaj ndax islam bàyyi na ko xel dañuy wax ankay ñun. ndax islam moom modèle de société la bi nga xam ne bàyyiwul doomu aadama yi lu ñuy wax naan du berceau au tombeau maanaam ci ba muy juddu wala sax balaa moo juddu ba ni mu demee ci bàmbeel islam bàyyiwul suñu dara. islam ankay am na gis-gis ci naka la ñu war a yoree penc bi. am na gis-gis naka la ñu war a attee penc bi. am na gis-gis naka la ñu war a gérer koom-koom ak alal yi nga xam ne moom la penc mi boole. économie boobu kon si wàllu islam mën nañu wax ne kon mooy la vision économique de l'islam. bu ñuy wax économie islamique ak ñi nga xam ne ñoo koy dàq ñu dañoo wax ni lan mooy gis-gisu l'islam ci économie. wala mooy économie bi nga xam ne méngoo na ak valeur l'islam. ñaari nag xam naa ni nañ ci gën a dugg bu baax a baax ci économie islamique ci biir ensemble am ndax am na taarix jamono bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañ organisation économique bu amoon ca Médinatul Munawwara nga xam ne Médine mën nañu wax ni mooy base bi nga xam ne foofu jullit yi moom nañ seen bopp mën a am seen dawla ndax Màkka sax amoon na ay contraintes yoo xam ne kay jafe-jafe mun ñu woon fësal mën a doxal waaye Médine moom doxal nañu xilaafa yentu sallallahu ginnaaw tamit doxal tamit am na donc mën nañu gëstu après ci loolu incha allah pour xool économie islamique nan la tàmbalee fan la yegg ak jamono jii tey lan mooy ay enjeu ak lan mooy taxawaay ci am. jërëjëf yaa Oustaz. jërëjëf Cheikh Omar Diagne mel na ni bu ñu la déggee leeralal nga ñi baatu économique ci boppam. cosaanam mu bàyyee ko ci grec yi. indil ñi it la ko tax a jóg ne benn façon doxalin la boo xam ne dafa jublu ci wàllu xam-xam. mu doon lu ñu war a xam. waaye nga ne baat bi bu ñu ko jëlee mooy jéem a sàmm société bi. ci li nga xam ne moo cay ballalu ci wàllu doxalin ci wàllu alal. su ñëwee ci wàllu l'islam nag wane nga ne am na ñu bëri ñuy poser question boobu ndax l'islam am na économique. d'accord am na économique bi ñi nga ñu joxaalee gum ci départ bi. mooy l'islam bu fekkee dafa ñëw pour luy seere vie sociale bi yëpp. dund doomu aadama. bëgg-bëggam. yëngatoom dundam ak deyam. loolu yëpp kon dugal na économique. xañ ne danañ ci dikk ci gën a leeral xam nu mu déparé woon ci Madina ak lu ñu fa tuddee woon économique lan la loolu xañ na dañ bu ñu del siaat dinañ ci jow inshallah Cheikh Mansour ma ñëw ci yow gannaaw bu ñu la nuyoo balu laaq baal laaq ndokkeel la ci commencement ramadan bi di la ñaanal yàlla commencé nga bokk nga ci commencé yàlla nga bokk ci ñu yeggale bëggoon nañ boo nuyoo bokk yi nga leeral nañu lan mooy économique islamique ak nan lay manifester. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Oustaz ñoo ngi lay nuyu gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Mouhamed di la ndokkeel mon frère mon ami Cheikh Oumar Diagne docteur di ko ziyaara bu baax tamit ci weeru koor bi di ziyaara tamit mboole seen jullit yëpp moo xam biir réew mi ak ci biti réew ci weer bu tedd bi nga xamante ni yàlla moo ñu ko wërsëgal te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan géeju lool yàlla may ko mu fekke Ramadan donc di sant yàlla buñ ko fekkee di ñaanal tamit way dawlu yi di ñaanal tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay jafe-jafe ci weer bi ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci feebar ak yeneen xat-xat jamono di la ndokkeel tamit bu baax a baax parce que li nga def dafa rëy muy sa premier waxtaan ci weeru koor nga jagleel ko koom-koom man damay wax ni xam naa professeur naa ci d'accord ak moom ni économie dafa central maanaam ci dundu doomu aadama nga jël loolu jagleel ko wax dëgg yàlla wane na solo bi nga xamante ni tey liggéey bi nga xam ni sax yaa ngi koy def pour indi restituer maanaam delloo buum ca mboy ga économie nag boo koy wax man dama bokk ci ñuy wax ni bi yàlla génnee suñu maam Adama génnee ko àjjana daanaka ci la maanaam orientation économique commencé am parce que bi mu génnee àjjana moom dafa nekkoon la fa nekkoon yëpp yàlla moo fa def lépp mat amul lu manqué lépp parfait waaye bi nga xamante ni jaar-jaar ak seytaane ba mu génn daanaka ci la maintenant commencé faggu maanaam pour dund waaw ci faggu pour dund waaw comme ni ko professeur waxee daf ci am la nga xamante ni jamono ni muy doxee dañu dem ba consacré que nag daal ni lii mooy koom-koom te boo seetloo imam Ghazali wax na ko ci maxasidu sharia mu ni juróomi ponk yi nga xamante ni objectif maanaam yi nga xamante ni mooy objectifu sharia bokk na ci la préservation des biens mooy maanaam lépp luy alal ci kaw suuf sharia te charia booy wax la nga xamante suñu borom ni mu bindee muy mode d'emploi wu àdduna bi mu bindee àdduna mooy mode d'emploi wu àdduna bi bala charia commencé nga yëg ak nga ñàkk ko yëg donc mu ni bokk na ci benn ci objectif mooy fexe ba préserver li nga xamante ni moom mooy ay bien mooy alal mooy koom donc ni ko professeur waxee dañ ci d'accord ak moom mooy lépp li nga xam ne daal corps bi moom mooy nañu fexe ba alal ji ñu téye ko gérer ko ba bu ñu ko laajee ñu mën ci rendre compte xam alal ji fu mu dugg fan la jaar mooy affectation xam tamit nan lañ koy wesaaree xam tamit nan la ñuy fexe sax ba mu gën a yokk mooy la création de richesse maanaam nan la ñuy fexe ba jamono ñuy accumuler maanaam di accumuler alal di ko dajale parce que yokkute day am maanaam bakkan day yokku ñeneen dañuy ñëw ñeneen ñi ñëw tamit ñu am la nga xamante ne lañ fa bàyyi donc problématique yooyu moom la économie visée léegi nag islamique bi ñu ci def foofu nag la wax ji nekk mooy bu fekkoon ni ca njël benn maanaam ca boo juddoo rek nekk jullit lépp li ngay doxal alors dafay nekk la nga xam ne lu islamique la xëy na sax du jaadu nga naan économie islamique da nga naan économie rek yem ca waaye nag dafa am ñeneen ñu ko xalaat am nuñ ko tëggee ca commencé ci ñoom Adam Smith benn anglais ba nga xam ne bindoon na fi benn livre bu célèbre livre boobu bu mu ko bindee xëy na commencé na di def ay xët ak nangam naa bëri na ci école yi nga xam ne noonu lañ koy jàngale donc ñoom tamit ñu am ci vision ba nga xam ne léegi-léegi dafay waroo ak vision bi nga xamante ni mooy vision islamique dafa mel ne rek nga naan finance islamique doon na doy nga doon jullit rek nga ni finance rek yem ca comme ni ngay waxee julli boo nee julli ñëpp xam nañ ni jullit nu muy jullee waaw donc xëy na am na la nga xam ne nag maintenant dafa jógee feneen ñëw nag dugg ci ñun ba ñu accumuler ko ñu former ñu ci formaté ñu ci ba nga xamante ne xëy na léegi nag mu am nécessité ñu naan économie islamique waaw mais daal boo jëlee ci misaal réew mu mel na Soudan ba benn jamono ñoom économie rek la ñuy wax boo demee Saoudia tamit économie rek la ñuy wax waaye bu ñu nee économie da ngay sous-entendre mooy iqtisadi al islami donc loolu vraiment ma bëggoon ko ci indi di rafetlu définition bi nga xam ni ñëpp joxe nañ ko ci et puis bon thématique la ba nga xam ni bu actuel la parce que tamit ay liggéey yu bëri def nañ ko ci pour delloowaat restituer waat delloowaat buum ca mboy mboy te xam naa daañu ci ñëw ci kanam jërëjëf Mansour ba mel na ni bu ñu la déggee feeñal nga ne li ñuy waxtaanee tey jii am solo gi andil nga ñu ko wane it ne buñ ko seetee dafa ànd ak dundu doomu aadama wane nga ne keroog ba sama borom sanctionné maam aadama génne ko aljanna na ko cëpp ci suuf na ko woon demal nga kër yi ca la économique départ moo la xel nangu nag ndax kuñ dugaloon ci place boo xam ne dara waru la
lépp dañ la koy defal ñu xëy na la fa coppit yóbbu la France boo xam ne la boo lekkee yaa jox sa bopp lekk boo naanee yaa jox sa bopp faaw nga kër yi kon ma ne lu économie dafay daal di taxaw mu doon lu xel nangu nga ne ca la affaire bi déparé beneen bi mooy feeñal nga ne imaamul Xasaali wax na ci maqaasidu sharia ci loo xam ne mooy sàmm lépp loo xam ne koom-koom la ak intérêt général yu demee noonu wane nga ne loolu suñ ko seetee mooy économique bi ci des mooy créer ay ressources maanaam ay koom-koom yoo xam ne dañ ko war a créer ay place créer ay liggéeyuwaay ne comme ni nga koy gisee parfois politicien bu taxaw wala gouvernement bu taxaw da nga bokk ci sa programme bëgg naa créer ay liggéeyuwaay nga ne loolu dafay tàbbi ci économie nga ne jombul li ci bees nag mooy baatu islam bi te baatul islam bi fa mel ni boo ko seetee teqatal la teqatal ci nit ñi nga xam ne parfois dañoo jàpp ne l'islam léppi àddina amu ci cër léppi yàlla léppi àllaaxira la su ko defee ñooñu ñooy def luñ tudd rek boo ca diggalee l'islam ñu ne l'islam amu ci cër ndax waaye wax nga lu am solo Cheikh Omar wax ko nit koo xam ne da nga judd fas yéene dund te bi nga juddoo yaa ngi judd ci doon l'islam nekk ci diggante ñaari waajur yoo xam ne l'islam lañ loolu firnde la bi ci des ci li ma war a laaj Cheikh Omar léegi boo seetee yonent bi ba mu gàddaayee jógee ko Madina Makka dem Madina ba mu demee dafa formé état te ku nekk xam na ne état buy dox dafay dox ci principe kon kay mel na ni islam am na ndax am na économie wala amul économique kooku teqatal la tey Cheikh Omar ci yow foofu lay delsee ci yow mel na ni économique moom leer na ci liñ déparé économique islamique nag fi ne ci la ñuy ñëw gi moo ne ci la ñuy ñëw mooy mbir mu ne boo koy wax dañuy am loo xam ne da nga koy làmb daj ko maanaam xale bi nga xam ne dañ ko jox ay exercice ci lañ toll fii ne am na ñuy weddi luñ mel nag dañoo bëggoon xam ci état Madine nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko formé woon géré ko la neex yàlla mu géré ko gannaaw gi xulafaa yi continué ko ndax amoon na fa luñ mënoon làmb daj ko tuddee ko ne lii mooy économie islamique mooy économie jërëjëf oustaz lu am solo te sëñ Mansour dikk na si léegi xam nga ci njëlbeenu lislaam bëri na li nga xam ne amoon na te amul woon tur jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku jàng alquran xam nga ni xawaayid yëpp yi nga xam ne dañ ko jël ci naxwu ak ci balaax ci mantiq ak lépp mu ngi ci alquran te mu ngi woon ci arab avant sax alquran di feeñ waaye defuñu ko woon ay fànn di ko jàngale ndax gisuñu woon nécessité bi ndax dafa nekkoon lu évident donc wàllu politique wàllu économie kenn defuñu woon benn spécialement nekkat lii bu islam la ndax jamono boobu l'islam moo fa nekk kenn agressé wu ko ñu ngi dem am besoin di jël économie di ko taftaleeg islam jamono bi nga xam ne dem nañ ba l'islam commencé na ndërmeelu maanaam jullit ñi commencé nañu ndërmeelu ñoom ci yoolu seen dëkk maanaam civilisation orient bi yëpp commencé na daanu Europe am renaissance am beneen modèle bi nga xam ne daf ko am moom modèle bi nga xam ne le plus souvent nag méngoowul sax ak valeur xam naa lañu ñëw bu baax ci biir wax yooyu ndax Mansour mu tudd léegi Adam Smith Smith pourtant jàngalekatu moral la woon c'était un prof de morale avant sax muy nekk économiste pour dire que kon morale amoon na ci àdduna waaye renaissance xam ne dañoo jël morale dindi ko sàddi ko donc ñu commencé màgg nag ba ñëw di envahir dëkk jullit yi di leen imposer seen modèle ci fipp boobu nag la jullit yi commencé sentir ni wala ñu delluwaat ci loolu ñu amoon te amul woon tur léegi ñu tudd ko war ko mën a jëmmal loolu moo andi ñu koy andi soo xoolee 19e 20e siècle bi dëkk yu njëkk commencé sànni économie islamique ñu mel ni ñoom Pakistan ñu mel ni ñoom Inde ndax kenn du wax économie islamique tuddoo ku mel ni Mawdudi kenn du wax ñoom Baaxal Sadr nga xam ne ñëpp dañoo bind sax ba muy bind téeréem iqtisaaduna rek la bind boole ci islam yi te mooy téere faaram bi nga xam ne dafay traité ci économie donc l'économie jamono boobu kon soxla ko ñu koy toftal pour ñëw nag ci Médine économie bi dafa évident woon kon comme lu naxwu bi amee woon ci lépp luy hadis du sasan mën ci gis règle balaax yeeg règle mantiq yeeg règle arudi yeeg mën ci gis lépp saa ñu tuddee ko baat yooyu du sasan amoon na une vision de l'état ndax nag man dama bokk si ñu gëm ni islam dafa am une vision politique maanaam al islam diinun wa dawla mënuma nangu ñu bëgg jël islam jox ko benn définition bi nga xam ne ci ay ibaadaat la yam bëgg seppi loxo l'islam ci yorinu penc mi te islam mu ngi balleekoo ci ki nga xam ne mooy ki maandu ki mooy borom xam-xam bi kon kooku waruñu mun bàyyiwuñu ndax nee na fàttewul dara Yonent bi islam am na une vision bi nga xam ne gis nañ ko ci alquran ci politique fiscale képp ku wax fiscalité yaa ngi dugg ci biir économie ndax économie moom bu ñu waxee budget wax monnaie wax fiscalité wax change dafa mel ni ak politique publique yi
làmb nañu économie. Fiscalité ak lépp luy impôt ay taxes seen ay base sax mu ngi ci alxuraan. muy benn. Budget ak lépp lu ci làmboo ci échange nit yi communauté yi war a am alxuraan moo njëkk a woo jullit ñi si ñu ubbeeku ci ñu jëflanteeg adduna bi yëpp. donc kon islam jamono bi sallallahu alayhi wasallam amoon na une vision économique bi nga xam ne qui était basée sur un paradigme bi nga xam ne xam naa ni mooy nekk suñu kër waxtaan nag tey jii. Paradigme moo nekkoon solidarité. Équité ak justice paradigme bii lañu lalee économie islamique. économie islamique mooy économie bi nga xam ne dafa fas yéene doxal ak gérer lépp luy amu doomu aadama yi. lépp luy besoin doomu aadama yi ak lépp luy ressources yu am ci communauté bi. bu fas yéene ko doxal ci maandu ci tollooleeg yemale ak ci jàppalante ndax dañoo nekk une communauté. donc yentu saa sam lii doxal na ko Médine. Médine embryon état li ñu woowee état ñun jàpp nañ ni mooy état bi jiitu ci àdduna ba tey ji ndax constitution Médine constitution la bi nga xam ne yentu saa sam bind na ko ak yeneen communauté yi xam ne dañu ay jullit yu dëkkoon Médine ñu am charte bind ko jamono bu àdduna ki bindul charte. ba ñuy commencé di tànn def ay élection jullit yi taxaw di wax ku nekk di joxe xalaatam ci gestion dëkk bi àdduna bi yëpp ñu ngi tolloon ci ay royaume donc kon économie à Médine économie bi nga xam ne économie de base kese la woon ndax jamono bu àdduna bi yëpp ay royaume fi nekkoon maanaam Médine ñëwul def li nga xam ne kenn def ko ci àdduna bi dafa ñëw fekk àdduna bi nga xam ne ay buur a fi nekkoon di jël ay alal di ko dundee ñoom créer ay classe sociale mu am ay aristocrate am ay baadoola am benn économie de pauvre maanaam économie de pauvre mooy économie rudimentaire bi nga xam ne de commerce d'agriculture et de traite Médine ba mu ñëwee économie boobu daf ko doxal waaye dafa soppi paradigme bi dañoo teg mbir yi ci maandu nekkatul buur buy jël àllu mbooloo mi ñëpp a maase bokk ci normes yi nga xam ne lu ñu tëraloon da nga sam noonu la yoree Médine Médine commencé suqaliku ba arabe yi nga xam ne ay mun naa ne ay sauvage lañu woon yoo xam ne kenn jox leen woon cër ci àdduna bi organisation politique ak économique boobu nga xamante ne sam nampatal na leen ko Seydina Aboubacar Sadiq ñëw suqat ko ba Seydina Oumar nag ñëw dëgëral ko organisation bu tax na arab yooyu ubbeeku ba sañ sax génn dem di conquérir yi àdduna di dem ba Jérusalem di dem ba fu ne di conquérir ak di créer une organisation politique et économique bi nga xam ne mooy base bi andi après la renaissance musulmane bu am Bagdad kon imam dañuy dëggal ni kon économie islamique si jamono tu sa islam lépp luy base yu nekk ci économie islamique mu ngi ci alquran nag daf ñu woo si ñetti xeetu xam-xam yi nga xam ne gis naa ni moom mooy casluwaay bi ñu war a analyser bu ñu bëggee xool ci économie islamique bi si njëkk mooy li ñuy wax ñun les savoirs révélés mooy xam-xam yi nga xam ne yàlla daf ko wax yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk ci alxuraan mooy principe yi nga xam ne mun ñu koo wàcc principe yooyu moo encadré toute l'économie islamique ak branche si juddu yëpp muy finance islamique ak muy lépp am au-delà des savoirs révélés am ay savoirs raisonnés maanaam dafa am benn wàll bu ngand ci yorinu koom gi yàlla tënkuñu ko si alxuraan daf ko ubbi bàyyil ko julti na yéen loolu na nekk si ijtimaa ak ci qiyaas ak si ijtihaad doxal leen ko seen bopp dafa mel ni comme añ xam naa ni instant yi jengeen ak faaleen ñoom duñu añ waaye ay añ ak ay reer yonent bi saa sam tënkul askan wi ne lii ngeen war a añal li ngeen war a reeree daf ko ubbi xeet bi ku nekk ñu nekk France ak ñu nekk Sénégal war ñu bokk lu ñu reeree amul añ bu sunna wi am añ bi sunna la wala añ bi bidaa la wax dëgg yàlla amu ci donc dafa am ay branches yoo xam ne islam daf ko ubbi moom ne jullit bi xool leen ni mu leen neexee ngeen doxalee ko savoir yooyu mooy les savoirs raisonnés ak nag des savoirs yoo xam ne c'est des savoirs pratiques et des savoirs prouvés savoirs yoo xam ne islam dañ ñu may ñun lépp lu baax ndax yéen sa nee na al hikmatu daalatul mu'min lu baax hikma moomeel jiitu la daf ko réer loolu daf koy jël fépp fu mu ko mënti fekk donc tamit dañ ñu may tamit ñu importer tout ce qui est pratique ak xam-xam bu méngoo ak principe u islam islam bàyyi nañu tamit ñu mën koo jëfandikoo kon ñetti xeetu xam-xam yi mooy substrat wu économie islamique yi xam ne ñett yi benn par benn mën ko ràññale ci Médine di ko ràññale ba jamono tey fi ñu toll yaa oustaz donc jërëjëf jërëjëf Cheikh Omar Diagne kon mel na ni économique islamique bu ñu tuddee al iqtisaad moom la arab bi wax kon baat bi rek iqtisaad doyoon na ci bon ñu ne léegi iqtisaadul islami économie islamique kon mel na ni dégg nañ li nga wax ne comme dëppoo na ak li Mansour wax ne baat bu njëkk xamuñu woon loolu li nga wax nee na maanaam bi état Médine di am baatu teqantal naa nga am na ci yoo xam ne amuñu woon soxla pour wutal ko baat ndax yaa ngi koy dund amul kenn koo xam ne am na ci lu muy taxaw am xel ñaar wane nga kon diggante boobu am na baat yu bëri yoo xam ne soxla wuñ ko woon ci jamono état Médine nga ne jamono bi nga xamee nag islam
yonent bi neex na fa la nekk na fi li neex yàlla jógee koo fi xulafaawul arba jógee koo fi ñuy dem di dem ba seen duway laat yooyu dem ba yegg ci war a daanu ci la lu mel noonu teqatal tabbi mu doon loo xam ne dañ ko ciy dugal wan leen neen est-ce que ndax am na waaye wane nga ne soo seetloo ci 19e siècle ak 20e siècle ñi ci bind yëpp sax ñooñu dugguñ loolu te ku nekk xam na ne def nañ ci loo xam ne da nga koy làmb daj ko ku dem Indonésie nga gis na fi ne lu ñuy tuddee économie islamique kenn du ko weddi moom sax na jàpp naa ne sax même ñi koy weddi ba léegi sax weddi wuñ ko pour ne lu nekku la dañ koy weddi pour soofantal ay nit effectivement wala mu am ay nit ñu gis ne jàpp nañ ne waroon nañ paasale seen bopp fu ñu mel ñu leen soofantal loolu la toujours dinaa di faral di wax ne parfois nga dégg tuuma buñ teg ci l'islam moom ñoo koy tuumaaluñ ko lenn ci jullit ñi ñoo am matadi gu toll ni am ñu leen bëgg a wan ne leen ngeen a matadi loolu la waaye du l'islam moom moo matadi bon wane nga ne l'islam diinun wa daw la mu doon terme bu am solo état la boo xam ne dafa wala gouverner loolu dana dagg bu mi ngànt ñu bëri parce que dafa am ñu bëri ci jàngkati l'islam yi dañoo jàpp ne l'islam du gouverner l'islam da pour ibadat moo ko tax a jóg allahu akbar asalaamaaleykum jeex pourtant ëpp na loolu parce que li nga wax fii léegi yonent ba géré woon état am ay correspondant yi mu daa def ak ay pays yoo xam ne yi pays yeneen la yu taxaw yu moderne loolu mooy état am di déclarer guerre di def lu ne am parlement kon loolu mooy état la kon mel na ni suñ doxee di dox ba ci jamono boo xam ne jombut am na jullit ñu sant Cissé wala Touré wàcce seeni loxo gis ne l'islam du politique ñoom xañ na seen gisin la waaye buñ ko tuddal islam ñoom dañoo waroon a man en tant que nit ak l'islam dëgg la du ma politique dëgg la loolu ku ne am na ci sañ-sañ lu nit sañe di moom sañ nga ne man politique uma d'accord bon feeñal nga ne buñ ñëwee l'islam dafa am ay impôts yu mu récolté te mu lu doon wér jàpp naa lu nit fàtte doo fàtte ne Ibnu Lutayba yonent yónni woon na ko demal nga récolter ma li impôts yi effectivement loolu ay impôts la woon état yi ci loolu la ñu dox dëgg la kon loolu dugg na ci biir cadre état bi ci des mooy feeñal nga ne l'islam dafa am tëralin bu mu doon doxal ci Médina mooy solidarité jàppalante te loolu dafa bokk ci wàllu économie histoire lu mu fàtte du fàtte Abdourahman ibn Awf daf daa dem jaayi ci marché ba yaxant bu dikkee teq capital am teg fale ne lii bénéfice am la dimbaleeti ñi nga xam ne dañoo néew doole dafa naa loolu lu wér la kon mel ne bu ñu la déggee tracé nga débat bi ci façon boo xam ne dana am lu bëri loo leeral wax nga xulafaaw arba Omar Aboubacar kon ni mu ko géré woon Omar ni mu ko géré woon ba ñu dikk sax ba ci point bi mujj ci état Banu Umayya ki ñu tuddee Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne récolté na ay asaka régler ci problème pauvreté ba li des amu fu mu ko yóbbu pauvre kon mel na ni kon am na économie wala amul économie dafa naa beneen wax la moom wax ju yàqu na fay Mansour ma dikkaat ci yow gannaaw bu ñu jógee ci Cheikh Omar yow noo ñuy jàngatalee nekk waaye économique islamique surtout jamono bi nga xamee ne état islamique taxaw na ci Madine ak lu ko continuer ak continuité bi waaw di sof rek ci li professeur wax léegi parce que yàlla moom boo gëmee nii àdduna moom moo ko sàkk alal ji fi nekk muy richesse amul dara lu fi nit indi nit ni mu ñëwee noonu lay delloo te bu delloo nekk poussière waaw ba mu muy dekkiwaat ci kanamu borom donc yàlla moom nga xam ni richesse boobu moom moo ko créé yàlla moom moo natable nan lañ ko war a jëfandikoo professeur sànq am na lu mu wax te ci wàllu principe te loolu ci wàllu principe mooy indi benn xalaat bu révolutionnaire ci wàllu jullit yi parce que jullit bu gëmee ni jullit la mooy maanaam alal digganteem ak alal l'islam da ko réglé mooy moomu ko li ñu naan posséder ci monde occidental mooy maanaam alal comme nga naan man maay propriétaire posséder mooy ni ñu koy waxee mooy toog ci maanaam nga toog ci alal ji loolu amul ci l'islam yàlla daf ñu def gérant nag mooy da ngay nekk ñu dénk la mbir mi boo fi nekkatul wala buñ la follee wala buñ la yóbboo mbir mi génn na say loxo moo tax boo seetlee alxuraan ci simileeg ça nit bu génnee àdduna la mu yoroon ak nu mu mënta toll dana génn ci loxoom dem ci yeneen loxo waaw donc loolu man pour man loolu c'est révolutionnaire te dafa jàmmarloo ak conception occidentale dafa ni nit moom ñenn ñi sax jéem naxasaale mooy boo jëlee réew soviétique yeeg yooyu ñoom dañu waxoon ni nit moomul sax mais communauté bi moom askan bee moom ñooñu sax xaw nañ ko ci xaw jege moo tax boo seetloo communiste yi
dañuy jege ak effectivement islamistes yi dañuy bokk ay xalaat léegi parce que des fois ni ñuy xalaatee àdduna bi parce que ñoom bañoon nañu ni nit moom lépp nit moo am liberté yëpp nit mooy def lépp loolu moom mooy yóbbu tey àdduna bi ci ndëgg sarax bi nga xam ne moom la toll donc bu fekkee ni nit nag il est dépositaire maanaam il est gérant kooku la muy gérer nag dafa war a déglu ko dénk xët yi nga xam ne moom la nga xëtal te moom la professeur wax sànq mooy orientation yi nga xam ne yàlla joxe na ko ci biir alxuraan yàlla joxe na ay orientation yu mag ci héritage parce que héritage moom mooy tax ba kay laa yakunu duulatan baynal aghniyaa moom mooy tax ba alal bi yàlla di ko redistribuer ci jamono moo tax nga gis ay kuréel ay xeet ñu amoon alal nga gis alal jooju xëy na ci ay yeneen jamono mu demaat ci yeneen loxo loolu yàlla moo koy def kay laa yakunu duulatan baynal aghniyaa minkum alal ji du taga témbi du nekk rek ci waa njaayeen rek ñun ñuy am alal rek jóge ni di pauvre waaw beneen bi également wax na ko ci wàllu fiscalité yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekkoon Quraysh sax am organisation économique moo tax jullit yi oustaz foog ñu jël seen courage à deux mains ñu affronter adduna bi gis nga dëkk yi nga xam ni sax ñoo ngi émerger mooy dëkk yi nga xam ni dañu xalaat seen bopp mooñ ko ci mooñaayu ci cuubu islam sibghatallahi waaw parce que moom mooy cuub bi gën mooy boo gisee Turquie résistance bi muy def di imposer wu ci àdduna bi di dem fu nekk jël ay chars de combat ci wàllu sécurité di def lii ak nangam di yëngatu mais loolu la gëm Soudan boo ko jëlee ba benn jamono su ma jumul professeur Soudan lebul Fonds monétaire international ba benn jamono musu ko leb xaalis dëgg la les institutions de Bretton Woods fexe nañu nag ba diviser dëkk ba partie bi nga xam ni fa la pétrole ba nekkoon ñu jël ko dagg ko ci Soudan bañ ko daggee nag dëkk ba commencé am problème gëm loo leen yéen ay noon ngeen ñu commencé xeexoo seen biir ba tey situation bi mu nekk donc jàmmaarloo boobu man parce que dañu yore ay xalaat yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ba ñu nekkee kaay ñu négocier waa Quraysh loolu lañ ko wax kaay ñu négocier bu fekkee pouvoir nga bëgg kaay ñu jox la benn titre nga nekk maanaam honorable xaw ma nangam ak nangam bu fekkee da nga bëgg benn suuf boo gouverner kaay ñu jox la ci gannaaw dëkk ba nangam te nga bàyyi suñu ordre bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni woon bu ñu jëleen jant beeg weer bi teg samay loxo li may wax du ma ko bàyyi ba sama borom ñëw ak ay mbiram donc ordre boobu confrontation boobu je pense que loolu la xëy na du ci confrontation ci guerre ci xeex mais jullit na jàpp li mu yor parce que professeur Sànq dafa wax lu am solo même ñi nga xam ni ci monde occidental la ñu nekkoon mais boo gisee seen ay yenn xalaat sax léegi-léegi boo ko gisee nga am ci ñëwante ku mel ne Aristote ku mel ne Adam Smith parce que moral moo ko guidé woon moo tax man bokk naa Sénégal sax damay wax ni politicien bu ma dégg doo wax waxu moral doo ci wax man du ma wax say mbir dara maag yow bokkuñu grand place du ñu bokk Facebook du ñu bokk grand place maag yow parce que moral dafay yóbbu nit maanaam ci mu def li nga xam ne day nandoo ak li suñu borom bëgg waaw parce que Aristote xaw ma Socrate moo ko waxoon de mu ni moom daal mënul bañ lu dul nit koy jëfandikoo riba mais ba mu koy wax xëy na xamul woon ni sax yàlla aaye na kook loolu mais xelam moralam moom moo ko nanguwul waaw donc alxuraan dafa am ay indication yu bëri ci loolu ci zakat mais ñoom ñu appliqué ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee même agriculture da ngay xëy suba mu ni tàndarma ji na ngeen ko greffé bu leen ko greffé donc mi ngi wax ci agriculture yonent bi jël aj 5e pilier de l'islam ñu adossé ci yàlla daf ci adossé li ñu tudd ay foire économique parce que aj ba ñu fa dajee nationalité yu bëri daje fa mais dañuy waxtaan di conclure ay contrat donc tey boo déggee ñu naan foire internationale de Dakar foire nangam ay rencontre B2B et cetera ak yi ni mel nga jël yonent bi ak ay taalibeem création d'emploi waa ji ñëwoon xaw ma ci yonent bi la xaw ma ci yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ñëw ni ko man daal amul lu ma def nangam mu ni ko wutal ko jaay nangam jëndal benn semiñ demal nga def li demal mais kooku mi ngi créer emploi mi ngi wan nit mi ngi def formation technique formation professionnelle former nit ba pare jox ko ay jumtukaay jox ko capital ni ko demal nga liggéey moom moo gën li nga nekk Umar ibnu Xattaab nag moom dafa ràññeeku woon surtout ci organisation état Umar ibnu Xattaab xam nga moom moo ñëw di wax ci noppay Aboubacar su ma juumul di wax ak moom ba ni ko sax yow comme da ngay liggéeyal état bi maanaam dañ la def amirul mu'minin da nga war a consacrer léegi sa dund ci liggéey état bi mu ni ko nag dañ la war a dagal salaire donc ñu fàkkal ko salaire fonctionnaire commencé foofu donte la Aboubacar sax moom ndeysaan ci manduteem ba mu demee bay génn àdduna dafa calculer waat xaymawaat loolu yëpp jël ko delloowaat ko dëgg la moo tax Omar jooy daal ni Aboubacar moo tax gis nga bu ñuy toog fii naan ay réédition des comptes ay transparence te nit
nit ci ni ko yàlla binde ak ni yàlla wax ci alxuraan ni wala qad karramnaa bani aadama mais nit dafa war a capable de grandes choses Umar ibn Aboubacar la ko état bi doon jox ci salaire durant mu nekk président wu muminin yi amirul muminin Aboubacar di génn àdduna xayma loolu yëpp mu nekk nangami milliards mu jël ko ak benn jardin ba nga xamante ni ëpp na sax jardin ba ëpp na ko mu jël ko mu ni delloo leen ko julliti mu jël femme de ménage bi mu amoon mu jël ko mu delloo ko mooy maanaam voiture de fonction benn gëléem mu jël ko mu delloo ko mais loolu la l'islam xam loolu mooy l'islam fierté boobu moom la julliti war a dundaat loolu moom mooy naxda moom mooy renaissance loolu moom la ñu war a jiw suñu xol yi boo jëlee kii nu mu tëdd filets sociaux yi wala tey ñoo ngi naan filets sociaux mooy li nga doon wax rek politicien buy programme dañu yéen ñu pauvreté naa def ay programme pour lutter contre la pauvreté pour nangam zakat déjà instrument ñëpp économistes yëpp dañ d'accord ni zakat maanaam ni muy laale ñi nga xam ne dañoo ñàkk ak ni muy créer maanaam richesse ci économie dafa yéeme ñëpp d'accord nañ ci même économistes occidentaux yi sax d'accord nañu ci loolu waaw zakat mais xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu créé woon waqf alquran sax ñëw wa man yuqridillahu qardan hasanan ana kan mooy nangam am na benn waaye dafa ni yonent bi mais ñëw sëgg ci noppam ni ko mais yàlla dafa bëgg ku ko lebal daal li ni jardin bële 600 pieds de date alal ju rëy la woon ci jamono jooju mu ne ko bés naka tey jox naa ko yàlla ak yonentam daal li ni soxnaam génn leen moomatuñ ko mais xoolal loolu ñu créé ko muy waqf nga xamante ni pour maanaam supporter yenn charges yi pour dimbale ñenn ñi nga xamante ni et cetera ak yu ni mel donc man daal yàlla daal man ñun daal jullit man fierté boobu lay woote daal parce que bu fekkee ni yow ku mel ne yàlla moom moo la sàkkal yoon mais nan ngay bàyyi loolu wayet yi dafa bokk ci nga bàyyi loolu dem di topp Cheikh Omar moom mu sàkkal la benn yoonu boppam te loolu nag dafa mel ne moom moo ñu dal ñun julliti quoi donc loolu pour man trésor la ba nga xam ne dañ ko war a capitaliser li ñutu ko waat beneen bi pour dépasser sax état Médine yente yàlla Chouaib oustaz moom daanaka moom nga naan le prophète économiste yaa qawmi awful kayla wal mizan mesure xoolal tey jii jëlal tey enjeu économique yi mooy maanaam bés bu nekk yaa ngi def la nga xamante ni nañ la ciy facturer sax xamoo ko maanaam di nga def sa xaalis banque ñoom nañuy daggee ba calculer seen ay intérêt la ñuy def wala seen ay frais Sonatel ma ngi la koy def keneen ak keneen ma ngi la koy def mais xoolal loolu ku ñëw naan leen lii na ngeen ci ragal yàlla lii doxale leen ko nii xoolal yente yàlla Youssouf politique économique yente yàlla Youssouf moom moo def li ñu tudde politique économique maanaam juróom-ñaari at yi di ñëw de année yi di ñëw de maanaam ñàkk kii sécheresse bu metti dana am nan la ñuy def yente yàlla Youssouf génnee solution bi na ngeen épargne la wax résilience li ñuy wax tey jii nii moom la wax daal ni bu fekkee ni mën ngeen lekk 100 jóobeen yi 100 ngeen doon lekk def leen ko 50 te benn affaire bu graaw bu mu ci def mooy xoolal ñi doon jógee ci environnement yëpp ci pays environnement yi maanaam mu mel ne Sénégal la affaire bi amee mais ku jógee Mali ñëw ñu séddale ci moo lay wan ni yàlla amul frontière oustaz gis nga pour ñu nekk communauté yàlla dafa ni ñun communauté la ñu la communauté musulmane est une et indivisible loolu il faut ñu saxal ko suñu xol yi frontière amu fa parce que doomi bàyyi Youssouf ya fa ñu jógee sore na lool ak fa ñu nekkoon sore na trop sax mais ba ñu ñëwee dañ leen cëral sédd leen parce que loolu moom mooy li fi nekk dafa war a servir doomu aadama amul ci ni kii tubaab la amul kii africain la amul kii leneen la donc loolu je pense que ay xala la jërëjëf Cheikh Mansour bu ñu la déggee mooy dugg nga ci commencement waxtaan bi feeñal ne l'islam li muy wuuteeg ñu bëri mooy te nit ñi des ko bàyyi xel mooy yàlla li fi nekk yëpp moo ko moom moo ko bind alal ci l'islam wane nga ne nit moomu ko alal ji alali yàlla la dañ ko dénk Cheikh Omar nag dafa am yoon yu ñu ko tracé ne ci la ko war a jaarale am ngërëmal yàlla wala ñu sanctionné ko bi nga tuddee li sama xel dafa daj diggante Muawiya ak Abu Zarin al-Ghafari xam nga Abu Zarin ak Ghafari ak Muawiya problème bi la ñu amoon parce que Abu Zarin bi mu nekk Saam dafa gisoon ne Muawiya moo fi nekk mais Muawiya moomut alal ji daf ko daa wax nag almaalu maalu laay
Muawiya mënta dégg loolu moom dafa gis ne pourquoi mu naan ko almaalu maalu laay dafa jàpp ne moom comme buur la alal ji da nga war a rancé gu ci peggam benn nga xalamal ko wala nga wax comme ni ko buur yi defee rek xam nga buur moom day bëgg ku ko jay li nga ko wax dëgg loolu dëgg wax ko la wala xam ne rek da xel loolu li moom nga ma fàttali léegi bon bi ci des mooy wax nga wax ji am solo ne soo demee ci Occident xaar bu ñoom dañoo jàpp ne nit ki moom communiste yi xaw a jege l'islam tuuti ni ñoom dañu xëcc ko ba ne population moo ko moom bon waaye terewut buñ ko seetee wane nga ne doxalinu l'islam ci wàllu xaalis wàllu économique beneen la li ñu coow ci suñu état yi moderne tey tuddee wala boog li ñu tuddee état moderne ñun ci waree ne léegi kat dañu am ay organisme yoo xam ne dañuy topp Cheikh Omar Diagne seet ndax li nga fi def baax na wala baaxul ñu ne loolu doxalin loolu l'islam moo ci jiitu ñëpp wax tudd nga fi ne Omar ibnu Khattab ndax min ayna laka haza foo jëlee lii bala nga ñu wax dara kay yow Mansour ñu ngi lay fay 300 000 noo mën a xëyee am kër ak 1 milliard lu ñu war a xool la parce que loolu liggéeyoo ko liggéey mayu la ko moo tax Omar tegoon question min ayna laka haza foo jëlee lii mu mel ni kon l'islam jiitu na fi li xew ni yëpp tey te ba bés ni ki tey mi ngi valable donte dañ ne jullit ñi ñoo ko buggul bon feeñal nga lu am solo ci wàllu wane nga ne comme ni ko Cheikh Omar l'islam dafa am lu ñuy tuddee ay impôt yoo xam ne dañ ko daa récolter nga ne waaye li ëpp solo mooy ay valeur nit ki wane nga ne même politicien booy déglu te gis wax ci wàllu valeur wañ dëgg baaxul parce que nit su fekkee amul ay valeur du nit sax parce que nit li ko séparé bàyyi may mooy loolu rek dëgg la waaw bokk bañ nañ comme arab yi dañ koy léebu ci benn istalam tastahi fasna'i ma sihta boo rusul jombuloo defal loola neex nit nag bu amatul valeur rek rusul jombut waaw mën nga wax fii waaw léegi ne fële déet te fawut te loolu lu am lu ñaar bu doy waar la wane nga ne buñ ñëwee ci wàllu Soudan ci jamono musta seq bor ak fonds monétaire yi daf doon gannaaw gi nag la gars yi dem ba gis ne kii war ñu faaw ñu teqatal ko bu ñu la bëggee teqatal nag lañ ko dugal ci jafe-jafe yooyu xam nga àddina bi ñu doxee dafa doy waar trop faaw nga nangu rangé wu ci gannaaw gars yi ñu may la tuuti enfiya gi ñu lay may nag mooy mën a jël sa koom-koomum réew mu mel ni buñ la déggee wax dëgg yàlla mu wax nga wax ju am solo ci ne kon ñun jullit ñoo war a xoolaat suñu bopp tey Cheikh Omar ma ñëw ci yow bëggoon na ñëw ci deuxième tombe bi ci ak leeral lan mooy tëralinu iqtisaad islami nu ko l'islam organisé jërëjëf oustaz macha allah économie ci boobu islam daf ko pensé moom sous l'angle social d'abord dafa gis ne kat te Mansour mu ngi ko andi léegi dimension bu am solo la si ñun si jullit ñi yàlla mooy ki moom mooy buur moom mooy al malik mooy al malik waaw mooy buur te moom waaye nag yàlla tam mooy al waris yàlla moom it wax dëgg yàlla moom moo koy doon donc koom-koom gi dafa mel ni dañ la ko jox en tant que gérant wala en tant que garant bi nga xam ne mayuñu la si nga def si lu la neex maanaam am na activité yoo xam ne islam daf ko encadré ci wàllu koom-koom ne man activité nangam kat bokkul ci li may woowee man li xalaal li ñu war a mën a def maanaam dafa génne déjà xalaal ak xaram ñi xam déjà li nga xam ne mën nañ ko ak li nga xam ne mënuñu ko islam am benn vision bi nga xam ne jàpp naa ne tey jii yenn dëkku tubaab bi ñu ngi commencé bëgg ñëwaat ci loolu tey maanaam gis ne dafa am le secteur privé bi nga xam ne islam dafa nangu gars yi mën a entreprendre peut-être communisme moom fa la lajjee ndax moom nangul la propriété individuelle dafa jàpp ni lépp dañ ko war a bokk communauté bi moo ko moom islam nangu leen nit ki mën na téye dara li nga xam ne maanaam daf toogu ci waaye dañ ko dénk maanaam alal dañ ko dénk bi nga xam ne moomee tef la mën na ko investir di ko doxal nu mu ko neexee ci kaw principe bu diine yi bañ ko wàcc islam nangu ne am na secteur yi nga xam ne état kese ko war a taxaw état moo ci war a taxaw fii tamit fa la woroo ak le capitalisme dafa dañoo jàpp ni moins d'état sax mieux d'état il faut ñu fexe tout ba nangu lépp lu état yor ay nit kese moom ko islam moom modèle bu diggu dóomu la bi nga xam ne moom lay wax ne c'est le modèle du juste milieu ñu wax le juste milieu maanaam modèle la bi nga xam ne ëppalul waaye néewalul maanaam kon du communisme te du capitalisme am na sax ay gëstukat yi ma dégg ñu wax ko ñoom troisième voie waaye l'islam wax dëgg yàlla daf fi jiitu sax ñu koy woowee ba koy woowee troisième voie bu troisième voie ndax moom moo fi jiitu capitalisme ak communisme ndax capitalisme ñu ko formalisé 16e siècle bii weesu ak 18e communisme moom ak la révolution bolchevique la juddoo 19e 20e siècle donc moom dafa jiitu ba war a nekk moom du troisième mooy la seule voie bu yàlla tracé doomu aadama moom mi nga xam ne moo xam démb xam tey xam ëllëg léegi nag économie islamique boobu tërlinam wax dëgg yàlla tërlin bu coordonné la maanaam
dafa am une harmonie ndax islam nanguwul ñuy xool économie kese en tant que discipline scientifique comme na ko économie occidentale defee. jàpp ne c'est de la science. encore que foofu sax économie sax mosul nekk science. tey jii bu yàgg doon wax économie politique waaye léegi ñun si jàngale yi day jàngale loolu science économique. donte mësta nekk science wax dëgg yàlla. mbiru discipline sociale la. bi war a jël en compte bëgg-bëgg doomu aadama yi ak évolution doomu aadama yi di ajusté wu jamono bu ne. moo tax chaque fois ñu am ay théories yu bees. di am ay doctrine comme ay masab maanaam jege économie bi oustaz. daa mel sax dafa commencé bëgg jege diine. dafa am léegi ay imam yi nga xam ne ci biir économie bi. ay imam yu kawe lañ nga xam ne dañ leen war a ràngal dañ leen war a topp rek dañ leen war a taqlid. am ay mazhab sax yu bees ay mazhab yu bëri ci biir économie bi nga xam ne ku nekk na man mazhab bi laa bokk gisewu ma nee. kii da la mën Keynes laa topp kii da la mën diw laa topp. donc économie occidentale kon dafa jël benn dimension je vais dire positive. mu dafa taxaw kes ci ay faits ak ay agrégats yu mën a calculer di ko xayma ne lii la. ba pare am benn approche scientifique islam moom approche am dafa dépassé science ndax mboolem mi xam-xam ci àdduna dafa am benn base philosophique bi nga xam ne moo ko laal base philosophique boobu mooy organiser naka lay doxee base philosophique bu islam nag du science kese islam am na science naam waaye am na leen lu raw science ndax am na li nga xam ne du lu ñuy xayma di ko jàpp ci doomu aadama donc économie islamique base am c'est une base de société la njëkk tëral ak une coordination de l'ensemble des compartiments de l'économie maanaam lu ñuy wax wàllu politique budgétaire wax politique fiscale wax politique de crédit wax politique monétaire ba pare wax politique de change nga xam ne juróom yi buñ ko boolee dëgg téeñ économie juróom yi yëpp état nangu ko bàyyee keneen maanaam ci wàllu islam moom yàlla dafa jàpp ni umma bi ñoo ko bokk maanaam dafa am li nga xam ne kon c'est des biens communautaires dañ koo bokk ñun ñëpp mun ñu ko bàyyee ñenn ñu koy doxal xam nga foofu am na problème bu mag ndax soo xoolee jamono bi dëkk tubaab bi ak dëkku àdduna yi ak suñu dëkk yi sax man maa ngi dëkk tubaab bi waaye dama fàttali ñun Sénégal sax ñu ma dugal ci gaal boobu suñu dëkk yi mboolee mi juróom ñi ma tudd nekkatul ci loxo umma bi maanaam communauté bi moomuñu ko dafa am ñeen ñu koy dogal suñu tur di ko dogal nu mu leen neexee te ñenn ñu néew ci ay doomu aadama ñoo ko moom ñoom lay jëriñ ñu bëri donc kon économie islamique paradigme am moo waroo ak paradigme yii tey nga xam ne dañu ko imposer te wax dëgg yàlla li Mansour wax mooy wax ji rek dama jàpp ne ñun dañoo xamul la ñu am maanaam dañ ci dàq doomu aadama yi ba nit yi sax jàpp ñu ni économie ak jàpp ni islam am na projet de vie wala islam am na ay réponse par rapport ak li ñu dund tey jii ma damay gis ay juut yi nga xam ne léeg-léeg laaj ne la amee yow mbir sàngam islam daf cee wax mu ne ko ankay ma ne ko nangu ne alxuraan ne maa farat naa fi kitaab min shay mu ne mais gisoo si alxuraan nag kon yaa comprendre rek waaye mu ngi fa ndax bu ñu nangoo ne yàlla wax nañu lépp rek kon mu ngi ci principe yàlla nag du taxaw diñu naan toggee leen nii ceeb bi na ndox bi bëri jën bi bu mu nekk yeboo yi yàlla exsul foofu dafa loo kese na la mooy lu dagan ak la mooy lu xaraam soo ko mënee togg ko soo buggul togg it bu togg tënku la donc économie islamique kon ci gàttal oustaz mooy islam daf ko prévoir sous l'angle communautaire et sous l'angle social jël ay instruments yi xam ne bàyyiwu ko doomu aadama yi jël yenn instruments yi xam ne daf ko bàyyi ak la communauté le secteur privé bi xam ne daf ko protéger ci moomelam am benn partie bi nga xam ne c'est le secteur public bi nga xam ne état kese ko moom donc trois secteurs yi nag tant que amul économie mënul dox te soo seetloo aujourd'hui Europe loolu Mansour xam na si dara parce que mu yëngutam la léegi dafa am benn compartiment bu ñuy wax le tiers secteur léegi bi nga xam ne dafa uteeg le secteur public ak le secteur privé maanaam foofu les ESS les entreprises de sociales et solidaires lañ fa dugal ñi nga xam ne ils n'ont pas vocation au bénéfice ils sont pas dans le privé waaye c'est pas de l'État li ñuy wax les ESS am na sax ñoom loi en France de 2014 donc pour dire que islam moom équilibre bu am entre ñetti secteurs yooyu islam moom depuis 6e siècle daf ko wax moom di ko doxal tey la ci àdduna toll ndax Mansour wax na léegi waqf te effectivement instrument la yi nga xam ne ce n'est ni dans le public ni dans le privé en fait islam dafa nekk en avance par rapport ak tubaab bii lu ñu andi man dama gëm sax ni sama xalaat de dama gis ay gëstukat yu bëri ak ay bindkat yu bëri dañoo gëstu islam ci lépp li nga xam ne mooy li jakk li ñuy doxal ci dëkk tubaab yi dañ ko xool ci islam plagier ko théoriser ko bind ko sans am mandute wax ne lii kat ci islam laa ko jëlee dama koy xool ci discipline yëpp nag ci astronomie ci médecine ci lépp bañ na ko ba tubaab yi bu ñuy cité sax ay auteurs yi nga xam ne ay arabe lañu wala ay jullit lañu dañuy soppi tur bi dangay xool ku mel ni Ibn Sina ñoom Avicenna lañ koy wooye parce que ñu ne Ibn Sina ñëpp xam ne kii arabe la jullit la Ibn Rushdi Averroès lañ ko tuddee ñoom man danañ sax ba soppi turu penseurs musulmans yi pour bañ nangu ni dañoo emprunté à l'islam
à travers les croisades nga xam ne Europe moo doon dem dans l'Orient pour aar lu Jérusalem fekk dañoo dem piller l'Orient ak di jëli la civilisation ak les connaissances scientifiques et technologiques de l'heure donc aujourd'hui gëm naa ni bëri na tey lu ñuy wax li nga xam ne islam mooy base bi donte nangu lu ñu ko islam en réalité donc économie islamique wax dëgg yàlla li ñuy wax maandu ak matale mooy peut-être 2 critères yoo xam ne ku mel ni Chapra ou Oumar Chapra Mohamed Oumar Chapra tamit ci gëstukatu moderne yi la ci wàllu économie islamique ñun on a travaillé ensemble sax ci domaine boobu nee na moom gisul ñaari mooy la gis mu tënk économie islamique macha allah. jërëjëf professeur Cheikh Omar Diagne mel na ni bu ñu la déggee dikk nga dëppoog Mansour ci li mu waxoon ne nit doomu aadama yi ci wax ëttul islam seera la dafa am lu ñu la dénk rek na doxalal ma nag kon doxal rek moo ci war wala fi ne dañuy wax ne yóbbante boo ci bëggee ñu wax gërëm la ca am na leneen loo ci bëggoon comme dañ laa yóbbante ne la boo demee ba DTV da nga fa fekk Alaaji Omar Diagne joxal ma ko lii nga ne ba ma ko jox faw ma gërëm ma ci kon am na leneen lu ne ci mbir mu lu leeru te dafa mel ni loolu mooy am ci mbir bi feeñal nga ne l'islam dafa nekk juste milieu bon ba tax na ëpp di yeesut mu mel ni nga ne nga am na sax ci yenn jàngkat yu nekk ci Europe dañuy bind xalaat yoo xam ne soo ko liiree da nga fekk ni lii xam nga ne ci l'islam lañ ko tibbee ñàkk a maandute moo tax ñu bañ ko joxoñ nga wane ne biñ ci daa départ di dem naan dañuy jéem a jàppale ji ay Jérusalem mais yooyu yëpp taxutoon dañ daa wuti ay xam-xam yoo xam ne pour ci l'islam la mu mel ni kon l'islam ñun li ñu dal mooy dañoo am lu rëy te sàggane ko dëgg la sàggan gi rek jombut mën na dellu ci ñaar ñu ñàkk ko xam wala mu dellu ci it xam ba pare am complexe ci seen bopp te jàpp naa ne ñaar yëpp am na kuréel boo xam ne xamuñ te ñi ngi yëngatu te xamuñ ne xamuñ am na kuréel bu xam te ñi ngi yëngatu mais dañoo am complexe seen bopp xam am complexe gi nag mooy rus nga feeñal sa péete ci l'islam message rek la may jox tey am na place yoo xam ne boo fa dajee tey benn imam benn waaye bu sant Cissé wala Touré te tàkkusaan jot wala tusubaar jot nga ne fu may jàppee daf lay wax bul yàq ambiance bi moom waxut boppam de yow rek bañ nga jóg naan damay déedéet yow lay bañ nga jóg te pourtant yow li la war moo ko war wallaahi mais moom fi ne yow lay bañ nga jóg ne damay julli ji mu mel ni boo jógee julli ji da ngaa def léegi pourquoi loolu nag dafa naa ne moo ñu topp ba bés ni ki tey moo na sa xal koom-koom mi nga xam ne l'islam moom na ko ba duñ ne boo tuddee iqtisaad économique ñu ne économie islamique amul nga wax ji am solo ñi ko bëgg a teg ci 3e position te mu jiitu leen fi ku jiitu kay nu ñu la tegee ci premier kay moo war a jiitu ci lépp fay Mansour ma del seet ci yow bëggoon nañ ak leeral ci tëralinu islam ci wàllu économique comme ni nga xam ne moom la ñu ko joxalee léegi ma fàttalaale bokk it koo ci xam ne am na lu muy laaj wala lu mu bëgg a yokk ci jotaay bi mën na jokkoo ñun ci suñu ligne insha allah bismillah di yokk rek sauf ci li professeur di wax parce que boo seetloo l'islam ci démarche am yàlla moom alxuraan nekkul ci ay détails mooy jox nañu benn cadre ba nga xam ne képp ku xam sa bopp xët yi gën a mag xam nga ko te maintenant di nga mën a naviguer di nga mën a dox ci àdduna bi ba lu bees lu nekk lu taxaw sa kanam di nga xam ban position nga ci am te loolu tamit yaakaar naa am na ay majmua yu bëri yi nga xamante ni léegi-léegi daañu ci jàppale nit ñi économie professeur am na lu mu wax lu am solo mooy d'abord ñun li ñu nekkee communauté de juste milieu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan mais loolu dafa am solo parce que boo xoolee sax adduna bi ñu bëri ñu leen sànq mooy li mu wax ci capitalistes yi diggante communistes yi dafa mel ne ñoom ñaar ci benn extrême la ñu nekk l'islam ñëw ni kenn du doxale noonu doxalin bi nii la donc loolu je pense que dafa am solo te ñoom ñaar ñëpp am nañ ci ay jafe-jafe tey parce que boo leen seetloo ñoom ñaar ñëpp dañ ci am ay problème mais l'islam bu doxalee noonu mooy am na benn xikma bu ci nekk am na benn sagesse bu ci nekk te ki nga xamante ne nag moo yor sagesse moo ko pekk kooku moom moo ñu digal loolu moo tax loolu fierté la war a doon ñu doxale noonu beneen bi tamit mooy yàlla dafa am yi nga xam ni da ko aaye tifaaxan mooy nit yooyu da ko war a xam suy jëflante maanaam mu bàyyi ko xoolal woy lu leen mu tef fii na baat bu gàtt la mais baat la ba nga xamante ni tey société bi yëpp dafa nekk de façon transversale ku ne war na ci bàyyi xel dootul rek baykat ba man conception ba ma ci amee ba ma nekkee xale mooy waalo bu ñuy peesee ceeb yi da nga daan gis ñi nga xam ne dañuy truquer balance bi yamatul foofu rek mais commission yi ñuy truquer ak yeneen yooyu yëpp day dugg foofu te xoolal man mën naa def benn système ba nga xam ni ma ni bon
yéen ñëpp ku kii nii ngay def boo defee jees xaw ma nangam nga fayeku nangam mais na may calculer man rek maa ko xam man rek maa koy manipuler man rek man maay fexe ba di dajale te fellit yooyu boo dajale woon ci 15 millions de sénégalais benn fellit ku ci ne nga jël ci moom 5 francs ba moytulee yaay doon milliardaire u Sénégal ci at yi di ñëw donc loolu incidence bi dafa graw te benn baat la rek ci alxuraan yàlla ni waylun lil mutaffifin wala nett li ñu tamit xis sa yent yàlla Shuayb nga xam ni doon na wax lii donc yooyu la jullit war a bàyyi xel c'est asaka yaakaar naa wax nañ ci ba tàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ko jaraloon sax mu dem xeex ak nit ñi ba ñu nangu joxe asaka ak xoolal tey ñun niñ ko négligé xanaa bu fekkee sax yonent bi la ñuy roy mais nañ ko rus sax ba yowmal xiyaam bu ñu dajeek moom suñu bët day ñeenti bët day mu xam ni lii kat góorgóorlu woon nañ ci beneen défi bi mooy gis sax surtout mooy xët yooyu mi ngi fii comme principe boo jëlee par exemple politique monétaire l'islam ay principe la teg ëppul juróomi principe mu ni juróom yooyu foo mënta nekk ci wàllu politique monétaire mooy maanaam wàllu monnaie wàllu bourse la ak fu mu mënta nekk sukuk ak nangam juróomi principe yooyu na nekk sa njiituwaay bu ko wàcc mooy riba dafa aram mooy nangam actif tangible mooy lii mooy lee mooy lële juróom la kese loo ko respecté même boo nekkee biir New York ci Wall Street nga respecté ko jàppal ni la ngay def méngoo na ak l'islam mooy li Cheikh Oumar waxoon sànq mooy sagesse alalu jullit la fu nga ko fekk na ko jël donc amul frontière jullit amul frontière ci loolu moom moo ñuy permettre ñun amuñu frontière te fu ñu dem war fa mën a nekk mais l'essentiel mooy principe yooyu nañuy jëflante ak moom donc yàlla orientation yooyu la joxe li ci des nag mooy genre Cheikh Oumar yi foofu la ñu amee défi mooy tey c'est vrai ñoo ngi jàngalee l'islam ci ay écoles yeeg yi ni mel mais tey des na ñu jàngale ko ci façon ba nga xam ni moom la ko yeneen xalaat yeneen conception monde bi di ko jàngale même bu doon sax réunir ñi nga xam ni ñoo ngi wàcce alxuraan jàng nañu alxuraan ba pare ñoo ngi resté kamil mais ñu defal leen ay cours ci wàllu iqtisaad ñu xam ko parce que enjeu la tey c'est-à-dire loolu kenn waru ko bàyyi mokkal bi am na solo jàng charia jàng leneen jàng tel xam-xam jàng science sociale loolu yëpp am na solo mais nañu former ñi nga xamante ni dañu am ci ñoom yéene pour que ñu doxal l'islam nañ leen former ci wàllu koom-koom parce que bu ñu ko defal dañ leen di nax effectivement dañ leen di nax politiciens yi dañ leen di tromper li ñuy wax nii yëpp ay kasaw kese la Cheikh Oumar wax na ko léegi bëri na la nga xam ni sax ñoom maanaam dañuy nekk di roy ci façon ba nga xam ni façon bu metti la dañuy nekk di roy l'islam te li gënoon yomb mooy ñu appliquer li mu wax même buñ ko joxul sax tur man nee naa finance islamique béy boo sax nañ ko tuddee éléphant finance éthique nañ ko tuddee éléphant mu benn tur ba nga xam ni méngoowul ak moom sax mais l'essentiel nañ koy jëfee na nekk loolu rek suñu borom dañ ci gis boppam dana xam ni kii sama jaam la ma ngay def la mu sant am na ay dëkk nga xam ne dañ naan finance éthique tubaab yi naan ay finance participative na tudd lu ko neex na bañ sax nekk finance islamique donc loolu je pense que moom mooy trésor bi nga xam ne jullit yi am nañ ko te charia moom xam nga rek principe man bi ma ci gën a neex mooy lépp dagan ba mu des li ñu tere li nga xam ni yàlla daf ko araamal lépp dagan na maintenant da ngay marché ci loolu da ngay dox ci loolu bu ko defee da ngay am cadre ba nga xam ne moo gën a yaatu donc l'islam man damay réitérer le fait que jullit yi ci wàllu coopération nañu gën a liggéey ci wàllu coopération parce que wàllu coopération mooy frontières yi ñu fi def tubaab beeg fi def te yàggul Cheikh Oumar wax na ko léegi frontières yii yàggul de musulman bi nekk Sénégal ak bi nekk Gambie ñoo bokk objectif waruñu mën a liggéey musulman bu nekk Sénégal bi nekk Maroc bi nekk Turquie bu nekk Saoudia boo gisee tey yenn réew maanaam dajale richesse ba ñëw sax di jàppale yeneen réew mais ça veut dire que ni loolu lu possible alors que boo demoon ci monde occidental demal ci n'importe quel entrepreneur nga ni ko yow da ngay génnee benn fonds wala zakat da nga koy génnee mais loolu moom xelam mënu ko jàpp xelam mënu ko nangu te yow jullit bi yaa ngi koy def parce que tamit ki la jox mode d'orientation bi mooy yàlla nee na la alal ji boo ci defee lii da koy purifier te yow xam nga ni yàlla moom moo yor alal parce que sinon walaw amana ahlul qura du am yàlla nee na sax boo leen gëmee dëgg-dëgg sax man ma wàccee samay xewal am na dëkk yu ko gëm lu mel ne Iran amul benn dëkk ci àdduna bi bu ñu teg embargo bu ñu teg Iran ba léegi mu continuer di exister ci forme ba nga xam ni puissance la ba léegi te loolu li ko tabax lan la mais ñëpp xam nañu imam Khomeini man damay wax ni xalwaam ma ngi defee biir France mais keroog bi mu ñibbee mais dëkk ba ci la tegu ci yoon embargo bi ñu leen teg balaa nga koy xam rek nga dem dugg ci biir dëkk ba yow boo fa nekkee doo mën def dara parce que dëkk ba dañ ko tëj mais terewul seen dëkk bokk na ci dëkk yi gën a avancé ci àdduna te lu ñuy doxal rek moom mooy iqtisaad islamien alal ni ñu koy gérer
ak ci principe yeeg ci lépp ci jëflante yeeg ak àdduna ak lépp ci nuñ koy doxale tey jërëjëf Mansour bu ñu la déggee may wax nga lu am solo ci bi ngay déparé sax wa kazalika jaxal naa ko ummatan wasatan comme li Cheikh Omar waxoon ne juste milieu boobu ñun yàlla daf ñoo def ëppaluñ yéesaluñ noonu la ñuy bindee kon lu ëpp bokkut ci l'islam lu yées bokku ci nga feeñal ne loolu nag bu fekkee jàpp nañ ko dañuy xam ne yàlla dafa am lum daganal am lum araamal nga indi ci lu am solo waylun lil mutaffifiina boobu pourtant jombut da nga dëkk waalo rek moo tax nga xam ko ci waa waalo mais gox yëpp la même boo dikkee fii ci ndakaaru gii dañ fi gis ci commerçant yi bu ñu natt ay pepp ak du ay dañu am ñaari pot bii dañ koy dóor mu dugg bii ñu def ko mu dugg ci biir loolu mu tafi fiin dafay daal di dugg foofu te mu doon lu doy waar loo xam ne lii duñ ko di sóoraale ñoom te gis ne riba boobu day yàq koom-koom parfois moom ngay gis yàqu-yàqu yu bari du ci ñëw leeralal nga tudd ci ku mel ni yonent yàlla Shuayb moom taxawaay bi mu am ci wàllu boobu nga jël importance asaka Cheikh Omar doon na ko wax ci léegi ne même ñi nga xam ne sax jànguñ l'islam d'accord uñu ak l'islam mais d'accord nañ ne asaka moom rôle bi mu suyee ci wàllu développer am réew ci wàllu économique dara melul ni moom bon léegi nag problème bi nga xam ne moo jaaxal ñu bëri pourquoi léegi monde islamique mënuñu fexe ba organiser asaka buñ ko organiser woon jàpp naa ne kon ñooy jiite àddina bi lu tax mënuñ ko organiser loolu man question la moo bëgg ko ma ci leeral bon tudd nga fi tey léegi ay principe yoo xam ne l'islam daf ko daal di dàq wala principe yoo xam ne ci daal di taxaw bu tudd bi nga tudd fi léegi riba moom xam nga daf ko daal di ahalallahul bay'a wa arama riba jaay ak jënd dagan na mais riba dafa aram bon loolu tax sax ma doo wax ne am na ci ñiy dax ne ndax liste iqtisaadu islam am na ñoom dañoo jàpp ne banque mënta taxaw sans riba ñu ne kon iqtisaadu islam yi amul bon bi ci des mooy wane nga ne ñu def ay formation d'accord jàngal Alxuraan mokkal ko baax na lool génn doon ab faqih yi baax na dégg nga jëng loolu baax na mais nag su fekkoon ne fiqh yi boobu bu génnee dañ koy former ci mu dugg ci terrain bi xam ni ñuy doxalee alal kon dana ci wane nga ne mu fekkee loolu amul nag buñ la bàyyee nga mbëkkante ba dem ci kaw boo demee gars yi dañu lay nax rek parce que addina bi li muy doxee yow ngaa yëg si foofu te jànguloo ko boo yëg see foofu nag te jànguloo addina bi ni muy doxee ci wàllu monnaie wàllu jëflante wàllu ay contrat demlante dikkalante da ngay sëgg rek gars yi jaar sa kaw mënoo ci dara kon mel na ni lu bëri des na te faw ñu nangu nag des nañ xam nga nit ki pour ñu faj sa feebar ngay nangu ne ngaa feebar mais boo nangu ne ngaa feebar kenn mënu ci dara foog ngay nangu ne damaa feebar bi nga nangu ne damaa feebar nag nga war a mu la neexee nag tànn ne man kat docteur bu ñu tuddee Mansour Ndiaye moom laa tànn mu faj ma voilà jëmor moom laa tànn mu faj ma waaye feeg nanguwul loolu kon mel na ni monde islamique musulman yi dañoo feebar liy faj seen feebar nag yëg ne dañoo feebar mooy bu ñu yëgee dañoo feebar mooy dañoo war a dem ci si wàllu économique bi nga xam ne moom la leen seen borom doxalal joxe nga misaal bu am solo ci Iran xam naa jombut damay faral def sama defee jotaay yi boo fi tuddee baatu Iran am gaa yoo xam ne bu ma génnee dañ may caricaturer ne chiens yi lay parce que dafa am gaa yoo xam ne fii ne bu ñuy seetaan émission dañu jàpp ne ñoom moom nit ñi parce que sañ-sañ bi ñu am di doxee yow amoo ko fii ne am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne waroo toog fii di tudd Iran lu la ko tere lan la ko tere nga toog fii tudd fi Union soviétique léegi tudd fi Occident tudd fi États-Unis ñu ne boo agsee ci Iran ñu ne doo ko tudd pourquoi ñu ne chian lañ maa leen man nekkuma ci combat yooyu de problème dikk Iran ak Arabie loolu saa boo ko gisee rek diggante Iran ak Arabie Saoudite moo neexu rek bu naqadee rek boo waxee ci caricature da ngay campagne chian yi mais lu ma doon leeral la pour ñuy déglu ba lañ ko wax ma wax leen léegi ñu bëgg wax dégg nga bon li ci des mooy tudd nga lu am solo ne Iran ñi ngi ko hamburger ay at mu doon lu kéemaane wax dëgg yàlla même ku farut ak ñoom it jaaxal na la nu ñu def mucc ci moom jaaxal na la te xoolal Trump bi mu fi jógee barki dem boo njaay moom bët bu set day gën di teg ay Iran yi war na ko faale wuñ la moo tax gis nga yóbbaloo yàlla lu am solo te yàlla jàpp naa ne am na ci seen doxalin ndax bu fekkoon amutoon seen doxalin kon jébbalu nañ bu yàgg te ba léegi gaa yi ngi bëgg ñu jébbalu nañ dëgg la kon mel na ni ñun ñëpp ñoo war a jël yàlla yóbbalee ko buñ jëlee yàlla def ko muy suñu yóbbal rek foo mën di jaar fa nga jëm da nga fa yegg waaw gàllankoor nag sama borom a koy doxal waaye day fekki nag nga am loo xam ne yaa ko ci suyee fay
Cheikh Omar ma dikk ci yow beneen yoon jombut sax mooy question bi nga xam ne moom laa doon junj léegi am na ci ñuy liggéey ci wàllu économie dañoo jàpp ne l'islam amul économie lu tax mooy dañoo gis ne banque mënta dox sans riba te ñu gis ne islam dafay am ay banque loolu nuñ koy mànga macha allah oustaz dafa mel ni laaj bi lenn li sëñ Mansour laal na ko léegi waaw muy ñàkk comprendre bi nga xam ne ñu bëri dañoo jàng l'islam te tettewuñu leen ci xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xamu jamono yi li ci mel ni économie si la bokk lu ci mel ni xam-xamu données maanaam l'intelligence ak lu ci mel ni xam-xamu espace maa ngi koy wax démb rek di tooñ ay mbokk yi nga xam ne leen adduna bi ñu ngi toll fu kawee ñoom instant yi di wax waxu yónnee ay machine ci ay Mars ak ci ay ci fu ne pour ñu dem jàng foofu suuf si nu mu mel ndax am na ndox ndax mën nañu faa dund nit yi dem bay calculer éclipse yi nga xam ne mooy laal weer bi fii ba 2023 ba 2029 xam nañ exactement kañ mooy am éclipse ci weer bi ak yan dëkk ñoo koy mën a gis julti ñoom toog di werante naan weer bi feeñ naag feeñu nga gis ni kon dafa mel ni suñu jamono daf ñu xaw a bàyyi ñu tënku ba tey ci ay réalités yoo xam ne réalité 8e ak 10e siècle la donc islam dafa am ay principe yoo xam ne moom la tëral principe yooyu dañoo immuable ba pare atemporel maanaam principe yooyu jamono bu ne dafa valable xeet bu nekk dafa valable ndax risaal la li naasi pour tout le monde waaye nag principe yooyu dafa bàyyi tamit yeneen règles yi nga xam ne dafa ne yéen def leen va-et-vient entre principe yi ak règles yi les ponts yooyu yéen a ko gisal seen bopp di ko tabaxal seen bopp loolu nag fa la intellectuel musulman yu bëri foofu la ñu lajjee ndax point yi ñu war a tabax entre les principes et les règles nga xam ne ñu ñoo war a opérationnaliser règles yi par rapport ak suñu jamono ak suñu communauté suñu culture ndax islam dafa nangu culture yi bañ na sax ba dafay dem leen def ngeen nekk ay shuub ak ay qabail donc islam nangu na spécificité culturelle yi nde nag ngeen di communiquer di taarafu il faut ngeen nekk en interaction donc islam nii yow léegi nag pour revenir à la banque jamono bi sam banque amoon na ndax banque dañ koo dévoyé maanaam dañoo naxasaale caay-caayee li ñuy woowee banque ndax banque ci base am moo nekkoon benn nit la woon moo ko doon def wala boog benn kuréel wala benn mbooloo dañoo am xaalis bu ëpp bi nga xam ne soxlawuñu ko ñu ne nag kenn ki nga xam ne soxla na ko war nañ ko koo mën a lebal may fàttali ne avant sax islam le traité d'Hammurabi mooy 1150 avant Jésus-Christ réglé woon na la question des dettes boo demee ba ci Sumer antique avec la Mésopotamie di nga fekk foofu scribe yi doon bind les dettes fi ñuy wax ñu koy wooye sax maa ngi fàttali tur bi sax capitalu Mésopotamie la woon dette ak crédit dafa yàgg ci àdduna bi ñu koy gérer di xam kan moo amel ñaata la amel kañ la war a fay ba loolu sax andi woon na ay esclavage pour dette maanaam ñuy jàpp nit parce que dafa amel te mënul fay ñu jàpp ko def ko jàll donc islam moom sa vision de la banque benn organisme kese la d'intermédiation entre ñi nga xam ne ñoo am ay capacité de financement yu élevé ak ñi nga xam ne ñoo am besoin de financement Europe nag ñoo jël mbir moomu yàq ko maanaam institution bi nga xam ne dafay leble te amul xaalis ndax banque tey jii même banque tubaab yi nekk fii dafay leble xaalis bi xam ne amu ko amul xaalis di leble xaalis amul xaalis dañ ko may possibilité muy leble ci xaalis bi xam ne la ñu déposé dañuy wax chaque fois naan ce sont les dépôts qui font les crédits te loolu amul ce sont les crédits qui font les dépôts en réalité c'est-à-dire que banque dañ ko may avec les taux de couverture bu banque centrale doxal su ma amee tey 1 million andi ko banque may nañ banque mu leble 1 million boobu mu leble ko 33 fois leen rek lañ ko sas moom ne ko saa yu kenn soxlaa xaalis demal nga kurkuri nga xool kenn ku la mën a jox xaalis nga jox ko ndax le plus souvent nit ki du soxla sax xaalis su ko defee virement ay opération kese la ay bind kese la waaye xaalis duñ ko soxla c'est que la banque bi maanaam suñuy wax organisation bi nga xam ne sàcc bu dagan te rafet li ñu tënk defare ko tuddee ko banque actuellement léegi nag ndax islam war na mën a dugg ci sàcc gu rafet googu lii mooy question bi lii mënul nekk islam moom ñëwul andi ay sàcc zakat maasum koy wax léegi instrument gënu ko rafet te instrument bi dafay agir sur les 3 tableaux dafay ponctionner ci les plus riches dafay di ko maye du leble da koy may les plus pauvres ñaar dafay sanctionner la thésaurisation dafay bañ nga denc xaalis bi comme ça économie mën a tourner n'est-ce pas ñetteel bi dafay seetlal ba pare setal sa alal donc la banque islamique effectivement elle existe banque mën na méngoo ak ay critères islam waaye su boobaa mënul leble comme du banque yi di def
te mënul teg ay charte yoo xam ne charte banque caay-caay maanaam banque iblis parce que man dama leen def ñaar rek banque iblis fi nekk ak banque l'islam banque yi fi gis yëpp rek ay banque iblis lañ même bu dee am na si bu jël tuddee boppam turu islam ay banque iblis lañ ndax li ñuy def comme activité islam nanguwu ko islam nanguwul le crédit bi nga xam ne crédit bu ñu tënk la ci utub xam nga suñu demee ba laal xaalis oustaz daf ñuy poser si débat bu gën a profond mooy lan mooy le modèle monétaire l'islam lan mooy monnaie ci islam ndax lii ñu am nii instant yi islam amul vision monétaire bi actuellement indi sa sam andi na ci hadis ci lan mooy monnaie andi juróom benn mbir yoo xam ne dafa jàpp ñoom ñooy monnaie muy or ak xaalis muy ay métaux ak ay tàndarma ak orge blé et cetera donc lii la islam jàppee déjà kon islam dans ses débuts 6e siècle dafa gëmoon pluralité monétaire n'est-ce pas gëmul benn monnaie kese ba pare monnaie bi daf ko bàyyi à disposition tout le monde kenn ko kidnappé wu ko moom ko kese aujourd'hui monnaie bu ñu am ci àdduna bi yëpp nag la wax depuis système Bretton Woods mu daanu monnaie bi elle n'est basée sur rien te depuis 1973 la wala 1971 donc monnaie bi actuellement monnaie moom la Imran Hussein di wax naan monnaie dajjal la monnaie wu dajjal donc déjà utiliser monnaie dajjal déjà oustaz li premier problème bi mooy est-ce que dagal na ci islam te suñu ulama yu bëri yu jàng fiqh ci wàllu monnaie amuñ ci xóotuñu si te géejuñu si donc question yi ñoom mun ñu ko laal moo tax ñoom waxuñu si donc jël sa xaalis bàyyi ko ci compte bancaire pour mu am intérêt dafa araam si ñuy xool si islam ci wàllu riba sànq Mansour bu wax léegi riba yém si sam newoon na riba mat na juróom-ñaari fukki ak et quelques pàcc bi ci gën a néew yemoon na ak ku tëdd ak waajuram kon riba nu ñu koy bi ragal looy sax dafa doy waar su may xool alxuraan sax ulama yu bëri nee aay yu mujjee wàcc aay ci riba lay wax te ñooy aay yooyu nekk suratul baqara yaa lazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya mina riba ba lu muy jeexee donc riba yi daf ñu ko ragal loo ba nga xam ne et mooy le fondement de suñu banques yi actuellement ba ci banques yi ñuy woowee islamique ndax banques yi ñuy woowee islamique aujourd'hui ñu ngi dugg dans des mécanismes de refinancement yi xam ne argent boobu argent riba la ndax argent bi xam ne dañ koo leb ci ay intérêt ci riba la dañu jël intérêt boobu jox ko xam nga nag oustaz il faut ñu nangu ni su ma jëlee man médd ma dagg médd bi ne la médd baa ngi nii am nga jël ko saaf ko lekk ko ne instant nekkul médd lu ñu saaf la wala boog ma jël médd bi togg ko mu ñor ne la médd la maa ko rey maa ko for bi am mu ngi nii nga dem man lekk ma médd man yàpp bu ñor te neex lañ ma jox li nag kenn mu si dara wax dëgg yàlla donc dañoo dem jëli ji xaalis bi xam ne riba la ñu bëgg fonctionner ci xaalis riba li ñuy def lu xalaal mënu nekk lu mënu nekk ñaar ñu andi ay mécanismes yoo xam ne mécanisme riba la mooy mécanisme taux d'intérêt le taux d'intérêt islam am na werante ñun en finance islamique en économie islamique dañoo jàpp ni taux bi nga xam ne si principe bu laa darara wala diraara la nekk taux boobu dañoo jàpp ni dagan na mooy taux bi nga xam ne dafay corriger l'inflation ndax l'inflation dafay yàqal ki lebal ci pouvoir d'achat am donc corriger le pouvoir d'achat taux boobu araamul ci finance waaye su ko ëppee naan rémunération du capital nangam ak nangam wax dëgg yàlla dafa araam ci islam sànq maasu mu ngi tudd Aristote te effectivement Aristote dafa yéemu woon moom ci naka la xaalis mën a amee doom na nga jël sa xaalis teg ko tëj ko si benn tiroir at ñëw fekk xaalis bi jur loolu mënul nekk xaalis di ko war a jur moo ñu dur ko ci économie bi liggéey ko waaye teg ko ci banque muy jurandoog moom wax dëgg yàlla mënul nekk islam dàq risque maanaam sooy yóbbu sa xaalis ci banque wala ngay dugal sa xaalis ci projet dafa am possibilité nga ñàkk maanaam projet c'est pas forcément dafay dox le modèle occidental dafa jàpp ni ku yor xaalisam moom ko moom par force mënul ñàkk yow boo fayitee sax si xaalis bi sax yow yaay fay lépp waaye moom mënul ñàkk ce qui n'est pas possible moo tax le modèle capitaliste mooy baat bi rek bi parce que ñu koy wax bu ñu fiy mujj capitalisme ak humanisme ak yii yëpp ñi ko créé gëmuñu yàlla te jullit sax mënul woote woo ci courant yooyu ndax le modèle capitaliste mooy modèle bi nga xam ne dañ ko tëgg ci wax ne la capital mooy li gën a important mooy ku yor xaalis moo war a dogal ko kese mooy nit mooy modèle expériment bi nga xam ne moo gën not ci àdduna bi modèle boobu dafa ñëw rek di gën a fësal libéralisme bi xam ne dafa ñëw dafa bëgg boyal doomu aadama libéré ko ndax libéralisme ci liberté la bàyyee ko maanaam dara war laa tënk te kenn war laa tënk mën nga dugal sa xaalis su la neex mën nga investir su la neex mën nga amee xaalis su la neex donc banque islamique lu mën a exister la ci kaw ñu respecter les règles de base de l'islam muy lan muy la banque benn organisme d'intermédiation kese la nit dafay am xaalisam ne dama ko fii andi damaa bëgg ñu dencal ma sama xaalis te kenn du ko fay ci dencal bi dañ ko dencal mu nekk dama bëgg nag ku am projet bëgg naa si dugal sama xaalis pour sama xaalis jur
xaalis projet moo koy jural ñu wut ñenn ñu am projet ñu méngale leen banque bi nekk rek benn intermédiaire bi nga xam ne moo leen boole pour ngeen mën a yéen ñaar soo leen amee bénéfice ngeen bokkul tam principe la ci finance on parle de la règle des 3P des partages des profits et des pertes n'est-ce pas ni may mën a bokkee profit bu ñuy am bu ñu ñàkkee tam loolu ñu koy bokkee xam nga dafa maandu système occidental dafa bañ loolu dafa jàpp ni ñàkk saa yu am rek banque bi la koy dencal lu mu ciy am moom banque commission res la war a mën a am maanaam man tey banque laa Cheikh bi tey man la nag man de am naa sama kër coffre-fort bi xam ne dama kaa investir ay weñ yu ngande yoo xam ne kenn mënu koo sàcc yow soo bàyyi sa kër sa xaalis mën naa mu lakk de mën naa am tam ni tafu la waaye man sama coffre yi dama ko sécuriser ba nga xam ne kenn mënu ko foo sàcc léegi nag soo bëggee ma teel sa xaalis waaye dag may fay dara lii islam mënul jàpp moom problème ci diggante bi lu ngeen wax bu juboo lay doon lu ñuy wax bu juboo la léegi dama la ko dencal dama la koy dencal pour ku am projet ma mën leen a bokk ma mën leen a boole islam am ba tey problème ci lii waaye xaalis bu jur xaalis dafa am sama benn xarit ndeysaan ku baax Samir doom dafa ma laaj bés ne ma tonton ndax ma jël sama xaalis yóbbu ko banque def ko foofu noonu ndax loolu dafa araam boobu benn compte bi nga xam ne compte de dépôt la bokk te compte courant compte bi nga xam ne fay bàyyi xaalis bi pour mu jur est-ce que loolu dafa araam wala araamul mais loolu de suñu xool ci islam dafa araam parce que bu dee yow mu ne man jëluma intérêt mu ne ko mais sa xaalis ñu koy jël di utiliser pour def intérêt c'est comme man dama jël sama paaka bi man rayuma si waaye maa ko jox cheikh bi tey ne ko oustaz jamal Mansour bu la neexee mais ko nag bu dee yaay jox ay jumtukaay ñuy liggéeyee intérêt yow da nga bokk ci processus bi rek ndax processus bi ñëpp ñu si jàpp mais ko soo xoolee sàngara ba ko yàlla di araamal waxul kese kii naan la dafa araam dafa commencé ci ki nga xam ne moo ko bàyyi xam ne sàngara lañu koy defaree boole si ki ko transporté xam ni sàngara la boole ku koy jaay boole ko si servir maanaam c'est une benn chaîne la ensemble chaîne bi yëpp ñëpp ñoo nekk dans la dynamique et dans le processus du riba banque islamique tam noonu la mel ñëpp ñi nga xam ne dañoo jàpp ci chaîne riba bi ñoom ñëpp ñoo yem képp si riba la ñu nekk wax dëgg yàlla riba nag leer na nañ ci bëtu jullit ci wax dëgg yàlla sam leeral na ko ci ay xaddis yu bëri ulamaaw yi dañ defañ ci ay traité yi nga xam ne wax dëgg yàlla ci riba maa ngi gis ni ku mel ni ñoom Mawdudi nga xam ne suñuy xool ci islam politique moom kenn la si nit ñi sànq maa ngi tudd léegi Bakar Sall nga xam moom waa Iran man Iran liggéey bi ñuy liggéey ñoom ci économie islamique gisuma beneen dëkk liggéey ko wax dëgg yàlla oustaz donc ñoom ak indiens yi dañoo liggéey bu kawe donc banque islamique actuelle bi elle n'est islamique que de nom may wax nag ne gars yi war nañu moytu yenn baat yi xam ne baatu arab kese la ñu jël baat yooyu mel ni baat yi mooy l'islam ndax fii nag suñu dëkk yi dañoo jàpp ni lépp luy arab rek l'islam la ku ñëwoon sax làkk arab leen kay fa xaal anta bil xayr ñu kii ak a jàng macha allah kii am xam-xam la te fekk yow làkk kese nga wax da nga koo nuyu rek donc fii dañoo jël ay baatu arab naxee ko nit si suñu ne lii kat nangam salaam ba ñu la lii moom musharaka la wala boog lii moom mu daraba la wala mu rabaxa gaa yi macha allah lii moom sunna la te fekk y a une différence entre le nom ak le contenu bu ñu dugal ci noonu contenu bi nag bu ñu ko respecté teg ko ci ay principe bu islam effectivement mën na dagan lu xalaal la waaye nag bëri na ay système ak ay modèles yu ñuy importé dans le système capitaliste occidental et système boobu fondement am sax mooy caay-caay ak riba ak mbon mooy wax ni kon mënuñu analyser banque en ignorant la monnaie ndax banque monnaie moo koy doxal bañ na ko ñun aujourd'hui dañoo nekk ci économie monétaire économie mondiale bi yëpp économie monétaire la c'est une économie bi xam ne la base c'est la monnaie on fait pas de troc c'est la monnaie donc mënuñu analyser banque islamique sans analyser la monnaie en islam lan la jàppee monnaie mënuñu wax tamit monnaie sans analyser tamit la nature de l'argent maanaam ndax argent bi argent dette la wala ndax argent bi argent crédit la te lii moom xam naa ni mooy débat yu nar a gën a kawe yu war a am ci siècle bi ñu nekk ndax système monétaire international instant yi amatul ñu ngi xalaat actuellement ci monde bi naka la ñu tëralee système bu bees julti ñoom ba tey comme d'habitude ñu ngi toog rek nekk ay yóbbaale ma ñu gàddu leen tubaab bi nar a dogal par rapport ak seen modèle de société ak seen civilisation seen philosophie te jàpp naa ni ñun la gënoon yee ndax ñu dañoo am lu mat te matériel yi nga xam ne jàpp naa ni oustaz mooy solution pour monde bi yëpp jamono bii nga xam ne Mansour wax na ko léegi capitalisme dafa nekk en crise bu doy waar la nekk le communisme moom nekkee ci crise yàgg na wax dëgg yàlla Russie gi nii kenn xameetu ko donc aujourd'hui benn modèle alternatif bu ñu gis ni instant moo mën a sauver adduna bi wax dëgg yàlla mooy islam te lii ñu juj sax ñoo ko wax jërëjëf professeur Cheikh Omar Diagne mel na ni bu ñu la déggee wane nga ne l'islam dafa am ay principes yoo xam ne dafa valable ci jamono bu nekk
doonul loo xam ne ñuy wax fële la daganut fii dafa valable jamono bu ne nga ne bu ñëwee nag ci li ñu tuddee banque islamique am na ay mbir yoo xam ne luñ jar a xoolaat la parce que biiru banque wane nga ne buñ ko seetee ak càcc guñ organisé la càcc goo xam ne dañ ko organisé ba tax ne neexut a xam ndax alal joo xam ne day jur te fi mu nekk jógee ko fa loolu neexut a xam mu mel ni wàllu riba bu nga ne islam li mu xamoon démb mooy lu demee ni urus lu demee ni xaalis lu demee ni tendrement yooyu yëpp loolu lañ jàppoon ne mooy alal tey nag ñu ne la léegi am sa alal mën na jur lu bëri te alal bi fa nga ko def du génn foofa loolu doy na waar maa ngi musa dalal Mansour mi benn jotaay RDB li may wax ni yàgg na defe naa ci ñi ma ko njëkkoon a dalal mu doon ma tudd benn waay bu nekkoon Afrique du Sud def naa na ay milliards la yore woon te waa ji fi mu nekk génn fi ay calcul teg rek la mu di wax dina xam nga loolu boo ko seete loolu mooy wàllu riba bi ngay tudd dóor rek riba mooy dóor gi riba la waaw nga gis ne kon riba moom benn waaye day toog ci asi koñam te ay machine am di manipuler rek spéculer waaw bu ko defee xaalis bi ñu naan ko ab yor nga nangam te moom fi mu nekk jóge fi xam nga loolu lu kéemaan la nga mu mel ni kon banque islamique buñ ko tegee ci règlement yi wér doxal ko lu mën a nekk la lu jaadu la lu dagan la mais li xel nanguwul nag jël ay moo di ko utiliser te boo di fañ ko teg jaaduwul beneen bi mooy jël capital boo xam nga ne dafa aram nga tàbbal ko ci banque islamique di ko liggéeyee ne islam daganal la loolu islam daganalu ko ndax li nga wax mooy li wér sàngara bi ko sama borom di aramal lépp la aramal fañ koy jaayee fañ koy nalee fa koy toog kaase yooyu yëpp loolu it kon sàcc alal dugal ko ci banque islam loolu mooy xanaa raxasee ko raxas nag dañ ko bëgg a raxas mooy ku sàcc xaalis bëgg tabax jumaa ne yàlla baal na ko waaw sëñ Mansour ma dikkaat ci yow Mansour kon ñëw yow ci même question bi ñi wax ne l'islam amul économique ñoom dañ koy basé ci ne banque buy dox ci wàllu monnaie te du def riba ñoom mënuñ ko dégg ñu ne kon bu fekkee am na économie nan la économie nga mën a doxee te du jëfandikoo riba dëgg la xam nga question boobu moom ñi koy wax ñëpp man de bi ma laatee yëngu ci finance islamique kii naa ci jonjonte naa ci ak ay économistes ay universitaires yu mag mais conclusion bi may egg rek mooy boo jëlee ñaari nit nga jël Mansour jël Cheikh Omar ñu nandal ko ci diine ñu formaté ko ci daal maanaam système bi ko formé nekk système islamique ñu jàngal ko lépp jumtukaay yëpp mu xam leen man ñu jëm jàngal ma ci beneen système ba nga xamante ni loolu laa maîtriser donc loolu rapidement damay réere moom li muy wax dëgg la donc man ñi ma ci jonjanteel ñu bëri dañ doon wax ni ñoom mënuñoo concevoir banque buy fonctionner te amul intérêt xam nga loolu te Cheikh li mu wax léegi xóot na xóotaay ba nga xam ni mooy dëggal li ma doon wax rek c'est-à-dire jullit yi dañuy nax rek parce que dépôt 1 million bay waaj di def am na leneen lu muy jur leneen lu muy yëngal la nga xam ni yow nit ki doo ko yëg dëgg la moo tax boo seetloo banque yi ñuy daw guddeeg bëccëg yendu luñu di wut kan mooy déposer xaalis mooy dafa am lu muy yëngal fële te loolu muy yëngal ñoom loolu moo leen di dooleel société yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu woon imaginer banque am fa ca jamono jooju parce que société cheminement la doxin man de wax dëgg yàlla contre ma banque de je suis bien d'accord parce que l'islam ci forme leble day dem ba concevoir doomu aadama bu nekk mën na lebal nit waaw moo tax boo xoolee dernier ay Baqara bi nañ ko bind voilà certificat yeeg nangam tu vois donc ku ci nekk mën na lebal mais tey ni ñu bëree ak nombre bi pour organiser ko loolu xel la dëgg la te boo seetloo sax labbe bi permettre woon taux d'intérêt ca Gênes à l'époque c'est-à-dire que yéeneem sax lu sell la woon mooy commerçant yi kat dañuy am ay jafe-jafe parce que rapidité boobu temps société bi mi ngi industrialisé wu rapidité transaction yi ñoom moom la ci doon séntu donc moom mu def benn fatwa permettre leen ko loolu nag moo jur musiba bi kenn encadré wu ko Cheikh Omar bu doon taxawal banque dana jël ay jumtuwaay ba banque ba li mu wax noonu ci intermédiaire la intermédiaire rek la mooy Cheikh Omar tey bu dee banquier man ma déposé fa 2 milliards ni sama 2 milliards yooyu permettre naa ko mu financer ci ay projet ci wàllu mbay ak ci wàllu commerce cité naa ko ñaari domaine ci loolu rek lay tënku mbay ak commerce munu ci génn
imam man ma wóolu ko ba bàyyi ko ak xaalis ba moom mu liggéey ci ba li xaalis bi jur ma ne ko lii di nga ci am nangam ka ca doon liggéey dañ ci am nangam mën naa ci am nangam waaw xam nga mooy man aw ma peut-être jotu toog ak 2000 jeunes yi nga xam ne moom financé na leen xam nga loolu boo ko doon organiser day doon problème mooy tey yow déposé nga fa 2 milliards mais 2000 jeunes yooyu foog ñu ñëw sa kër nga recevoir leen ngeen di wax jëpp mën na soof mais Cheikh Omar comme am na xarañteef ci loolu moom mën na organiser loolu fexe ba ñooñu ku ci nekk dana ñëw mu am nu mu organiser service daan la recevoir xool sa projet saytu ko ba ni baax na xaalis ba ñu jël ko jox ko ba lam ci war a jot mu jot ko jox ca ka ca leen liggéey jox ma ci man mi ainsi de suite ba pare respecter également man li ma ci doon def wax na sànq ñaar yu am solo nga xam ne bu amul économie day am problème surtout wàllu monétaire ak yu ni mel thésaurisation allazina yaknizuna zahaba wal fidda yàlla lu tàng la ci wax donc yàlla nee na bu leen thésauriser xaalis bi parce que xaalis bi dafa war a circuler créer richesse beneen bi également mu ni bu leen jël seen xaalis jox ko ay incapable surat 5 sourate Nisa bu leen jël seen xaalis jox ko banque ba nga xam ni il est incapable maanaam liggéey ko jox ko ay nit ñu liggéey ci ñu jur yokkute ci askan bi donc loolu je pense que yàgg nañ ci wax mais tey yaakaar naa daal man fi may gën a ñëw sax mooy julliti daal vraiment jot na nag parce que boo xoolee sax ñi nga xam ne tey ñooy xeex wàllu monnaie xoolal monnaie dafa ridicule bu njëkk buur yi ñoo daan tëgg monnaie boo nekkee buur nga ni damay battre monnaie tur bi sax loolu woon mooy maanaam damay jël dama koy dóor boo demee ci yenn musée yi dañ lay wan dëkk boo demee bu mel ne dëkk par exemple Tunisie dañ lay wan buur yi fa ñëw ñëpp ku ci nekk monnaie yi mu doon yor ku ci nekk day identifié mooy li nga doon wax sànq rek mooy alal ji maa ko moom buur bi moo ko moom boo demee dëkk buur bu fa nekkee dafa naan alal ji maa ko moom lépp maa ko moom monnaie bi effigie moo ci nekk ak lépp ba juróomi banque fii ci États-Unis ñoom ñoo décidé daal ni dañuy dóor dollar bi ñu dóoree dollar loolu moom moo mujj dem ba doon la réserve fédérale mooy la plus grande banque mooy États-Unis donc mooy incidence boobu nga xam ne tey ñun ñëpp ñoo ngi koy dund te banques yi ni mu koy waxee lu fi am moom mooy genre cuub rek moo fi nekk nit ñi ñoo ngi ci guddi ga nga xamante ne xamaguñu kañ lay bët set parce que boo ko seetloo incidence yi dafa garaaw mooy amul kenn ka nga xamante ni opérateur économique nga ngay jëflanteeg ñoom ca lañ lay jox nga ni yaa ngi ciy gis tawfeex problème kese nga ci am fitna kese moom kay mooy nan laay def ba 60 ans yi ma nar a dund ma fexe daal ba am dund ba nga xam ne bu xaw acceptable la loolu moo fi nekk de mais dund bu yokkute moom amu ci te loolu je pense que système la ba nga xamante ni wane na ay limites am mais tey jii nag défi bi dëgg nekkatul ci débat bi moom mooy tey nan la ñuy fexe ba doomu jullit yi ñun nampatal leen ci li nga xam ne mooy cafkaayu banque islamiya xamal leen principe yi jàngal leen ko ba ñoom bu ñu demoon foofu sax ca penc yooyu sax alors ñu mën a fexe ñu soppi ko mais taf yëngal bi ñuy def nii baaxul de ndax Mansour pays bu mel ni Arabie Saoudite li muy doxal ci banque islamique lay tegu wala waaw Arabie Saoudite sax boo seetloo ñoom xawoon nañ ci am retard parce que foofu tamit ngay gis ni société évolution rek la parce que bi nga xamante ni waa Malaisie ñëw nañu te Malaisie mën nga wax du ñu ay arab moo tax kenn yorul monopole adduna nu muy doxee malaisiens yi du ñu ay aujourd'hui boo jëlee Indonésie 300 millions de musulmans nga jël Indonésie jël Malaisie jël Nigéria jël ñoo ëpp arabes yi aujourd'hui ils font 25% peut-être wala 30%. Donc te ñoom dañoo dabaatal maanaam xalaat bi jóge na feneen ba ñoom sax ñu continuer encore ñëw di ajusté wu pour maanaam toppe daal mais demee na ci réew yi nga xamante ni xëy na ñoom li leen kii mooy am nañu ay nit yi nga xam ne amoon nañu vision bi ñu taxalee vision bi ñu liggéey ci dëkk bi yëpp def ko maanaam champ de travail ñoom ñu liggéey ci wan adduna bi lu am solo Soudan tamit la même chose Soudan boo jëlee seen banque islamique bi seen banque centrale bi noonu lay liggéeyee boo jëlee seen banque yi ba benn jamono man xamatuma actuellement nu muy doxee mais ba benn jamono noonu la doon dox donc dëkk yooyu yëpp après dafa mujj dem ba banque arabe yi également ñoom ñuy dabaatal parce que ñoom mooy li Cheikh Omar doon wax rek tey monde musulman critique bi gën a rëy bi nga leen mën a def mooy arme la ñuy jël jox ko seen noonu seen koppar yu bëri ñu ngi tëdd ci banque occidentale yi banque occidentale yi jël ko di ci liggéey seen koppar yu bëri ñoo ngi koy financé ci ay équipe de football ci Europe ci nangam et cetera jël sax seen ay effigie jox leen ko moo tax dañoo nekk ci jamono ba nga xam ne besoin wu renaissance maanaam julliti wóolante waat ñu amaat qualité seen biir dafa am solo te loolu même ñun tey en Afrique Mansour ñu jël ki ci yoonu ti ñëw
allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatulah mbokk mi kan la. waaw sëñ Cheikh Tidiane maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi la koy delloo. Cheikh Ahmad Tidiane la waaw. fooy wootee. maa ngi lay wooyee Kaolack. Kaolack bisimilah Cheikh. na ngeen def yéen a ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla. waaw dama bëggoon naa laajte professeur Cheikh Omar Diagne ak beneen professeur boobu noonu. waaw Mansour Ndiaye. Mansour Ndiaye. maa ngi leen ndokkeel bu baax ci weeru koor bi. di leen laaj ci wàllu crypto-monnaie. ban gis-gis la ci lislaam am. ngeen ci mënee gindi tuuti daal. macha allah. jërëjëf. maa ngi leen ziar bu baax. waaw Chérif Cheikh Tidiane mu ne mu yootee Kaolack. waaw waaw. waaw incha allah ñëw si wala. waaw. waaw macha allah sëñ Cheikh ñu ngi koy ziar bu baax a baax. mu ngi laaj ci li nga xam ne jamono bi ci doxalin àdduna la bokk lu ñuy wax crypto-monnaie. crypto-monnaie mooy lan pour ñuy déglu ba benn évolution monétaire la tey jii muy monnaie bi nga xam dañu ko teg ci cryptographie. dafay utiliser la cryptographie pour mën a exister maanaam dañoo dématérialiser monnaie ba amatul léegi këyit dafay nekk kese léegi ay ordres yi nga xam ne loolu moo constitué monnaie bi ak ay blocs lu ñuy wax surtout blockchain ak révolution blockchain bi. moo gën a ubbi les crypto-monnaies bitcoin gën ci siw. lan moo ciy taxawaayu l'islam laaj na question bu am solo ndax moom chaque fois li may wax rek dama ne jullit ñi dañ di xaar toujours ci évolution yu àdduna am foofu la ñuy xaar borom xam-xamul islam yi ñu toog xool saytu par rapport ak principe yi ñu xam ci diine ak li ñu jàng ci l'islam dans ses bases ndax lii méngoo na ak moom aujourd'hui crypto-monnaie wax dëgg yàlla mën nañ ko xalaalal bu ñu respecté yenn bi parce que crypto-monnaie dañoo démocratiser rek xaalis dañoo jël xaalis na léegi dañuy utiliser xaalis sans am benn organisation centrale maanaam du am banque centrale dañ koy décentraliser ba nga xamee peer to peer lañ koy wax sax ñun peer to peer mooy de pair à pair maanaam ñun ñii ñooy defar xaalis bi ñun ñii ñooy valider les calculs ñun ñii ñooy defar les blocs xaalis boobu kenn du ko mën a trafiquer kenn du ko mën a dupliquer du mën a am fausse monnaie c'est que lii kon ay mbir yu baax la yoo xam ne islam mu soxal na ko ndax islam noonu la gisee moom monnaie léegi nag am na ci benn base bi nga xam ne am na benn anonymat bu am ci cryptographie bi nga xam ne tamit islam ba tey amul problème ci loolu cool nag mooy bu dee ay nit a ko moom di bénéficier de la création monétaire lii moom islam nanguwul donc islam nanguwul ñuy wax les mineurs avec les cryptos ki nga xam ne dafay def du mining di def minage di créer ñi am création monétaire yoo xam ne ay unités supplémentaires yoo xam ne ñenn ñoo koy moom islam dafa jàpp ni la création monétaire umma bi moo ko bokk islam fa la wooroo ak suñu système bi nga xam ne création monétaire bi ay banques privées ñoo koy moom ak ay hommes d'affaires donc la monnaie est un bien collectif bi nga xam ne islam mënu ko bàyyi ak ñenn ñu koy moom donc nag jamono yi ñu toll am na ay xalaat ci crypto-monnaie yi muy wax lu ñuy wax des CBDC donc Central Bank Digital Currency crypto-monnaie la ba tey mais état bi moo koy moom moo koy doxal moo koy contrôler mooy assurer la gouvernance cryptographique ak l'administration lii moom wax dëgg yàlla islam mun ci am problème te jamono fa la jëm nag nous sommes aujourd'hui dañoo obligé ñu ngi wax waxu bitcoin ethereum et cetera yii dañuy test kese la waaye jamono fi mu jëmi ji xaalis kenn du ko téyeti ñu ngi dem ci benn contrôle mondial bi nga xam ne wax dëgg yàlla instant la ñu war a ñu commencé xalaat naka lañ koy islamiser balaa ñu faa yegg incha allah rabbi jërëjëf Cheikh Omar kon mel na ni lu bees la lu bees lu noonu nag dañ koy fagaru moo gën ñu jékki ba mu ñëw ñuy door di def ay séminaire dagan na wala daganu lu ñu war a taxawee la maanaam fagaru moo gën faju tey Mansour ma dellusiwaat ci yow waaw donc loolu laa doon wax te li mbokk mi doon laajte léegi bokk na ci parce que xam nga société démocratiser alal fexe ba ñëpp mën ci jot loolu dafa am solo te bu njëkk noonu la mbir yi doon doxe donc bu fekkee dafa am ay intermédiaires yu dem ba taxaw ñun li ñu war a yittewoo mooy fexe ba intermédiaires yooyu respecter principe yi nga xam ne mooy principe islam parce que loolu rek la mooy tey mënoo taal banque yi da nga leen di taal ci kaw nii respecté tuñu principe islam yi mooy banque yëpp tey jii nii bu ñu ñëwoon ñoom ñëpp ñu tuub daal ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna après nga leen dem leen nag nga respecté principe yi bu boobaa ngaañ nekku ci te li muy wax tamit même ci crypto monnaie boo seetloo yooyu yëpp ay combat la yi nga xam ne nit ñi dañ ko def contre système bii nii donc bu fekkee ñeneen ñi nga xam ni sax ñoo ngi bokkoon maanaam ci système capitaliste bi tey ñoo ngi xeex système capitaliste di indi yeneen xalaat yeneen coppite pour gën a fexe mu gën a nandoo ak li askan bi bëgg rawatina nag ñi nga xam ne ñooy julliti yore système ba nga xamante ni véritablement système bu nit ñi di jëggaani la bu nit ñi di def ay emprunt di ko kii crypto monnaie ni mu ko waxee je pense que am nañu ciy def ay liggéey yu am solo moom bokk na ci Ibrahima Ndiaye démb rek am na benn émission mu ci doon def xëy na mu génn pour ñu gën ko comprendre
nu muy dem dabaatal parce que chaque fois jullit yi nekkatuñ ci posture anticipée mais adduna bi ñu jëm dans 25 ans boo moytulee li fi nekk nii tey yëpp dootu fi nekk parce que avec la monnaie électronique déjà ak ay yi ñuy wax ay crypto-monnaie yu bëri boo moytulee dans 25 ans adduna bi dana changer te loolu jullit yi foog ñu anticiper ko mooy li ma doon wax maa ngi koy réitérer weeru koor yeeg conférence yi ñuy def ak njàngale yi ñuy def dafa war a dem ci li nga xamante ni mooy créativité fexe ba nit ñi comprendre enjeu àdduna bi parce que buñ ko comprendre bu ñu demee ci penc bi ñu nax la daara la ñuy jël rek ci wàllu politique wàllu social wàllu astronomie boo xoolee dëkk yu bëri am tey commencé seen souveraineté mooy li tax ñu nekk dëkk Tunisie récemment lancé na benn satellite fii seen dëkk lancé na satellite ay xale Tunisie day defar avion seen dëkk Tunisie di Sénégal tële Mauritanie bii di ko defar ay bateau seen dëkk c'est-à-dire dafa am yi nga xam ni wax dëgg yàlla réew askanu lëmm war nañoo am gàcce ni lii amu fi dañ koy jéggaani te loolu nag bu fekkee ni ay frange société bi ñoom dañoo gëm ni loolu dañ ko war a jéggaani mais majorité bi dañu war a gëm ni lii am na cëslaay te ñun dañ ko war a def Sénégal boo xoolee ci domaine yu bëri nit ñaa ngi Sénégal Nigéria et cetera bu ñu boole woon tey jii nii rek te ñëpp jullit lañu parce que boo xoolee tey talibé Cheikh Ibrahima Niass yi da ngay dem ba Nigéria loolu rek déjà boo jëlee Mauritanie ak Singiti brassage bi ay éléments d'intégration moo tax jullit dañu war a réveiller waat ñun li nga xam ni moom la ñu bokk ñu xam ni ñoo bokk yàlla ñu xam ni Seydina Mouhamed ñoo ko bokk te yowmal xiyaam ci keppaaram la ñuy doon ci keppaaram la ñuy nekk te ñu bàyyi suivisme parce que yéen saa sam daf ñu ko aaye woon jël ay nit rek topp leen ba ni leen sax yéen li ñu yàlla doon xalaatal sax léegi yéen dénk nañ leen ñu topp leen ba àdduna ñu yaakaar ne bu ñu àndul ak ñoom dañuy am problème yéen bi saa sallam embargo nañ ko pour dellu si waat ci Iran yéen bi embargo nañ ko ba benn soxnaam sax mi ngi faatu ci biir embargo bi ak ay mettit yu metti sax mais lan la décidé yenent bi dafa ni sama foi jaral na ma traversé jafe-jafe yooyu yëpp parce que bakkan benn yoon lay dee dëgg la ñooñu bu ñu defee loolu traversé ko mais ñeneen Iran xeex nañ leen fi pendant 7 ans jël Irak armé ko di bés bu ne ñuy dóor ay missile seen kaw terewul delluwuñu gannaaw moo tax dëkk li koy yore mooy rabbaaniya dëkk il faut ñu ànd ñoom ñu xam ni yàlla mooy seen borom ñoo ngi seen suufu borom te seen borom bu ñu jógee guddi dama dégg sëñ Cheikh Al Maktoum di wax ni mu ni Allemagne bi ñu amee problème nee na góor xale yi ak jigéen ñi ñoom ñoo décidé daal di tëju bàkk yàlla c'est-à-dire kañ ko ba yàlla di ko dégg ci kaw asamaan yàlla régler seen problème mais Allemagne c'est l'une des premières économies en Europe même tubaab yi ngay gis ñi oustaz man dama gëm ni tubaab yi dafa am nu ñuy jëfandikoo ci wàllu xam naa daal seen mbiru bopp la daal wala daal mais mën nga ko méngoo ak ñun bu fekkoon da nga naan rabbaani yi mais ñoom am na lu ñuy jëfandikoo ba tax àdduna ñoom ñu mën ci am cër boobu te loolu foog ñu jëfandikoo Mansour wax nga wax bu am solo mooy rabbaaniya gis nga rabbaaniya dafa ñoo manqué ñun en tant que musulman ñun soo jullit ñu bëri seen digganteeg seen borom dafa am rupture te nit ki sa digganteeg sa borom bu fekkee dafa am rupture dafay doy waar li may wax ni neexuta wax sax nag parce que da ngay xool jëfalin boo xam ne parfois ñu ne la nit kuy liggéey ci l'islam wala nit kuy waaraate moo koy def da nga xam ne kii amul rabbaaniya defarul parce que nit bu defarul nag mënta defar kenn faw nga defar awalan ba nga xam ne yow kat ku la xool xam ne kii rabbaaniya nga xam ne dafay jeexital xanaa xam nga ne bu fekkee rabbaaniya mi nga ci yow moo ma toogee yow sax jarul ngay wax sa jëf rek moo may yar sa jëf moom mooy wommat mais loolu moo ñu manqué ñun ñu bëri li nga wax noonu am na ci tubaab yi am na ci ñoo xam ne ay rabbaani yoona lañ njombur xëy na ñun lañ tuddee rabbaani yi ak ñoom lañ ko tuddee dafay bokk waaw loolu lu am solo nga wax ni baat bu am solo lu ñu war a bàyyi xel tey Cheikh Omar mel na ni ñoo ngi ñëw ci minute yu mujj jotaay bi léegi pour nga résumer yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaan jërëjëf oustaz di am mbégte lool si jotaay bi di wax ne macha allah lii dafay firndeel rek ni ulama yu salaamaaleykum ci alam bi waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz bi tey mbokk mi kan la ma dun ci am non Mouhamed Mbacke Mouhamed Mbacke bisimilah sëñ bi Mbacke leen di ziar bu baax alhamdulilah Mbacke ñoo ngi la koy delloo alhamdulilah di rafetlu émission bi aha kay Mbacke donc ñu ngi koy topp am na solo macha allah te it yéen a ngi waxee ci niveau bu kawe mais maal asaf xamoo nit ñi pour que nga am développement ci tënk nit ki il faut que d'abord moom mu xam boppam
xam ni istimaar bi ñu war a def ci kaw suuf ni ñu ko war a dundee. nit ku ne bu gëmee ni daf ci am responsabilité bu mu war a liggéey donc il faut que avancement am. te loolu mi ngi sooxee ci base bi ñuy déparé. xam nga nit ki su fekkee ni yow da nga koy jàngal. bëgg mu développé nga fàttaloo ko culture am kooku mënatul avancé. te loolu nañ ko jàngat bu baax a baax xam nga in yasqafukum bu ñu fexee ba changer seen culture. yakunu lakum aadaan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bi suu. toujours bu ñu bëggee wax lu ñaaw mën nañ ñu koo wax buñ soxlaa fa njariñ ya nekk duñ fa mën a àgg parce que lan mooy dominer nañu ba bañ fàtte suñu bopp. te nit ki laa maxaala kooku amul sax détail nit gis nga nit bu fàttee boppam. munul avancer al insaanu ibnu biatihi ñun ñu bari fi mu ne nii xalaat yi ni imposé nit ñi dañ koo rooti fële sa àll ba ñëw bëggoon li nit ñi xamoon ñu bëgg leen a lavage seen cerveau yi bëgg leen a imposé ba ngeen affaire loolu tardement foofu lay tàmbalee. nit ki te boo xoolee même langue yi nga xam dañ koy jàng ñun ñëpp nañ dem ñu xool wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza xala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum maanaam lay tax ñu avancé ba mën a créer fi mu doon dund la ko jàngal mën nañ laa jàngal nga am ay diplôme gàddu ko ñëw toog moo xam ab arabi jàng moo xam beneen langue nga xam li nga xam mooy foo jeexee rek alhamdulilah ala kulli halin moom ngay wax 2020 moom ngay wax 2018 moom ngay wax 2019 dara du taxaw parce que yow amul façon bi ma fataha Allahu aleykum duñ la ko wax maanaam lii tax yaa ngi dégg de xaw loolu ba ñu ko alxuraan di wax amul benn langue boo xam ne nit ki dana la jàngal làkk daal la lay manal nga mën a làkk xam ay nusuus xam ay ahadis xam aaya lu nit wax nga wekki ko sànni mais doo fi teg dara mais loolu nañ delluwaat ci ginnaaw mën naa laa jox exemple fi mu ne yow tey demal lu mel ni Touba mën naa la jox exemple rek pour Cheikh Maulana Cheikh Ahmadou Khadim tey bi mu ñëwee li mu def ku ne xam ne travaillé na digganteem ak boromam pour li ngeen wax nekk ay rabbaani yoon ba gis ni léegi pas-pasam dëgër na mu ñëw samp ay affaire xoolal tey mag ñi mu sampoon liñ yaatale boo demee Daaru Muxti xoolal maam Cerno tey kan moo ko remplacé mënoo koo gis demal njenne nga xool Cheikh Issa xoolal bi muy tabax jumaa yi Njaaréem kan moo ko mën a remplacé tey pour xam-xam ba mais donc foofu barrage am na ci école yi dana lay jàngal nga mën langue bi mais lii tax nga mën a créer doo ko def atuhaddisuuna bimaa fataha Allahu aleykum li yuhaajukum bi inda rabbikum afalaa ta'qiluun xool loolu bi ñu ko alxuraan di wax duñ nga waxal mukk lii tax nga avancé kon man damay gis ni avancement mi ngi tàmbalee si nga xam sa culture garder ko mën a créer mën naa laa jox exemple Cheikh Tidiane bi tey waaw ku si mel ni Sëriñ Abdou Lahad am na benn événement boo xam ne dafa xew ñu indi defar ay dàll yu rafet jënd ko xom ban réew indi jox ko bi ñu ñëwee bi ñu ko joxee maanaam bi mu ko wéqee dàll yi ni mu daw ci ay mètre mënu ma la ko wax bi mu jógee xam nga lan la wax ana sama dàll bi ñu defaree woon ngaay mais loolu xoolal loolu ko sëriñ Mouhamed waxtu wi de daf ñu xara dab xam naa dañu bëggoon yemale foofu xëy na yow bu ma amoon say coordonnées yow faw ma dalal la ci jotaay bi waaw ñu ngi jégalu bu baax xam naa Mohamed Mbacke sëñ Mbacke Soran la sax yaa ngi naan Mbacke mais man Soran laa sant. ah sëñ Mbacke donc alhamdulilah rafet nañ émission parce que yéen a nga wax ak nit ñi ci niveau bu kawe macha allah. boo xam ne yàlla na ko nit ñëpp dégg. mais avancement daal mi ngi tàmbalee si nga bañ a fàtte sa bopp. waaw dëgg la nit moom bu fàttee boppam da ngay sonn mënutoo wax lu nit ñi xam ndax loo wax ñu weddi ko. jërëjëf. voilà kon nañu jërëjëf dimbali. waaw. aywa jërëjëf xam naa danañ jéem a xam ni ñu jokkoo ak yow pour ñu mën la boole ci liggéey bi bu soobee yàlla. jazakumullah Cheikh Omar waxtu wi dam ni yan kàddu ngay tàggatoo. jërëjëf imam dama wax ni enjeu yu toll nii di xam solo trop ñu intégré ko ci diine bi xam ne diine islam projet global la bi nga xam ne bàyyiwul dara maanaam recherche spatiale bi nga xam ne sax jamono ji tubaab bi ñu ngi koy def ñoom ak intelligence artificielle bi nga xam ne xam nañ dina changer lu bëri suñu àdduna bi ñu jëm ji mbiru économique monnaie ak réforme monétaire yi nga xam ne ak bancaire yi nga xam ne ñoo nekk en cours te ay américains chinois européens kese koy waxtaanee woowuñ si jullit ñi dafa jot jullit yi xam ne dañoo am fu ñu war a mën a tibbee li nga xam ne am nañu réponse suñ ci lépp lu war a ñëw
ndax ki xam tey suba ëllëg moo ñu ko jox. jërëjëf donc yàlla ñu yàlla defal ñu amiin dégg topp di kontaan lool ci daal gi ñu daal jërëjëf salaamaaleykum Mansour yan kàddu ngay tàggatoo. bon di rafetlu jotaay bi mais di gën a ñëw rek ci gën a ñaax suñu askan bi ñu créer ay instruments yi nga xam ni dañu permettre ñu gën a xóotal réflexion bi moo tax may gën a ñaax professeur fi ñu daje rek ni ko tey war nañu mën a dem ci benn laboratoire autour des questions de finance islamique d'économie islamique loolu xëy na moom gëstukat la chercheur la mi ngi cabinet am yeneen borom xam-xam mën nañ ci sof bu ko defee liggéey bi war na gën a mën a nasowu et après ñu xool nan lañ ko gën a diffuser wu di encourager tamit école islamique yi fi nekk yëpp pour wax ni genre professeurs yeeg yi mën nañ leen di inviter ci ay conférence 2 heures de temps ñu wax ci wàllu iqtisad donc loolu dana am lu mu ñoŋal bañ préparer jullit yi en fait ci li nga xamante ni mooy jërëjëf kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen spécial ëttub l'islam pour Ramadan lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko doon defale ñoo ngi leen di koy jégalu ñoo ngi dellu gërëm professeur Cheikh Omar Diagne di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm Mansour Ndiaye di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaamu yàlla yi mën ko seetaan ñu ngi ñaan yàlla boole ñoo yow yiw ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee suba bu ànd ak dogal yàlla ñu ngi fas yéene dalal as-sahafa sénégalais journaliste arab yi la ñu dalal suba war ci dalal Abdou Qadir Fall Cheikh Tidiane Niass ak Mansour Ndiaye bu ànd ak dogal yàlla sa tooma incha allah ba suba طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب